salaamaaleykum mbokki auditeur Sud FM rawatina auditeur waaru yi ñu leen di gërëm si seen teewaay gannaaw ba nga xamee nag tey jii mooy le 1er juillet nekk lu am solo si dundum rajo bi léegi am na ñaar fukki at ak juróom-benn gannaaw ba nga xamee ni taxawal naan rajo bi si 1er juillet 1994 loolu nekk loo xam ni lu am solo la si li nga xam ni moom mooy wàllu activité ak dundum rajo bi ndax yu bëri xew na si rajo bi loolu nekk na loo xam ni duñ si dellusiwaat defe naa tey jii ñi nga xam ni déglu nañu Sud FM yëpp jot nañu dégg suñu leen si wax fii si li nga xam ni mooy si Dakar ak tam fa nga xam ni moom mooy ñi nekk suñu ay correspondant yi nekk si région yi ñu bare wala ñoom ñëpp sax déngale ay kàddu yi nga xam ni yëkkati nañ ko di wax si rajo bi fa mu tàmbali woon ba tey jii fu mu agsi ak liggéey yi nga xam ne def na ko si biir Sénégal liggéey yooyu nag jublu si ay fànn yu bare muy si wàllu xeex ngir askan gi droit mën ko jot di ko exercer si wàllu démocratie ak tam wàllu leneen ak leneen man nag si sama wàllu bopp rek danaa wax sax si wàllu mbay ak napp ak loo xam ne élevage la ak environnement defe naa daal fànn bu tudd rek kooku moom duñ si jeexe rajo bi daan ko si daj te dana nekk daj boo xam ni daj bu am solo lay doon muy tam muy éducation politique ak diine ak leneen ak yëpp kenn mënu tudd yëpp waaye moom defe naa ñi nga xam ne ñoo waroon wax te rajo bi nekk fi pour ñoom muy seen rajo ñoom defe naa dégg ngeen li nga xam ni moom lañu qualifié seen rajo liñ si wax yëpp loolu def naa soxlaatuñ see dellusiwaat waaye li nga xam ne rek moom mooy émission bii di waaru di émission tam comme ni ñu ko waxoon léegi béykat nappkat ak sàmmkat ak ñi nga xam tam ñoo nekk si waar bi ñoom tam ñoo ngi joxe seen félicitation d' abord ñi nga xam ne ñoo sos rajo bi commencé se ñoom Babacar Touré ak ñi fi nekkoon ak ñi fi nekkul woon ñëpp ñu mel ne ñoom Chérif El Wadi Sey ñoom Abdoulatif Coulibaly ak ñoom Sidi Gaye ak ba tey jii ak si ñoom Oumar Diouf Fall ak ki nga xam ne tey jii moom moo toog si rajo bi nekk directeur général bi muy Baye Oumar Gueye ñoom ñëpp ñu leen di gërëm si coono yi nga xam def naan fi ngir rajo bi gën jëm kanam di ñaan tam yàlla woyofal leen liggéey bi pour que rajo bi ak foo xam ni sax dana wees suñu njort tam ak télé bi nga xam tam toujours Oustaz Sall tudd ko ak tam auditeurs yeeg ñëpp tëddi ko nekk tam ñoo ngay ñaan suñu borom yombalal leen mbir moomu surtout Baye Omar bi nga xam ne tey ji moom moo fi toog te loolu xam ne ni wàcc na si xalaatam comme ni koy Oustaz Sall di wax toujours également donc ñoom ñëpp ñoo ngi leen di féliciter si liggéey bi nga xam ne nañuy def te liggéey bi nekk liggéey boo xam ne également askan bi yëpp d'accord nañ si liggéey bi ak ñi nga xam tam ñooy saytu liggéeyu rajo yeeg yu demee noonu yooyu ñooñu doon jóg toujours rek di leen teppal ay médailles si wàllu liggéey bi ak information ak lépp loo xam ne rek si la jiblu léegi itam duñu def waxtaan bi ni waxtaan nag tey jii ñoo ngi ko jiblu gannaaw bi nga xam ne tabaski bi léegi weer moom moo si des ñoo ngi ko jiblu si wàllu boobu ngir set xar itam fu ñu si toll ak li nga xam ne tam mooy xont bi déggoo ngeen temps yi ñuy wax ni xont bi dem na sax saag bi rek saag ngoñ bi ba junne bu teg juróom-benn téeméer loolu nekk lu bare ñi nga xam tam tey ñooy consommateurs yi te war ñoom tam def tabaski jënd xar daan si indi tam waxtaan si fànn boobu ndax xar yi fu mu war toll loolu nag nekk si jamono boo xam ni jamono bu métti la ndax jamono mbas la te doon na mbas rek indi na fi dèjà li mu fi indi si ay jafe-jafe rek si réew mi nekk na loo xam ni lu métti la ndax liggéey yi arrêté woon nañ leen woon luuma yi arrêté woon nañ leen ak leneen ak leneen loolu yëpp nekk loo xam ne tam lu jafe gère la njaboot gi tam yëg nañ ko bu baax a baax si wàllu toggin wàllu koppar ak loo mënti tudd rek loolu moom nekk na loo xam ni du lu yomb si jamono yi ñu nekk loolu nag dana tax ba nga xam ni lii di ay xarum tabaski ak seen ay njëkk ak tam xar yi ndegam daanu doy wala yu demee noonu loolu yëpp nekk loo xam te ji daan ko waxtaane xam na nag ministère ñoom tam temps yi ñu am na ay CRD yoo xam ne def nañ ko si région yëpp le 23 rek am na benn daje boo xam ne defoon nañ ko fii si Dakar ngir waxtaan tam si ay wàllu tabaski bi defe naa ñi nga xam tey jii ñoom ñoo fi teew daanu indi si waxtaan yooyu waxtam seen xalaat si tabaski bi nga xam ni moom nañ dégmal ak tam lu ñu yaakaar si mbirum xar yi ñeen nga xam tam yeneen suñu ay auditeurs gannaaw ba leen gërëmee seen teewaay ba pare ñoo ngi leen di ñaan bu fekkee ne am na lu ngeen bëggee laajte wala ay xalaat yoo xam tam bu ngeen ko joxe si émission bi den woote si 88 628 98 98 daa ngeen mën joxe seen ay xalaat yooyu suñu invité nag teew nañu ki nga xam ne moom mooy Ismaïla Sow di président national bi maison des éleveurs teew na Ismaïla ñu lay gëm sa teewaay di la bàyyi nga nuyoon teg kilifa Sud FM yi ak tam ñi nga xam ne ñooy suñu ay mbokk auditeurs yi. jërëjëf Matar maa ngi lay nuyu di la gërëm bu baax
di nuyu ki nga xam ne moom mooy kilifa kër gi di Baye Oumar Gueye di nuyu collaborateur am yépp ñi nga xam ne ñu ngi fiy liggéey di fi yëngatu ak seen correspondant yi dama fàtte it sama collègue di Alioune Sall oustaz Alioune Sall ñu nekkandoo conseil économique social et environnemental mu fay liggéey it liggéey bu rafet waaye bëggoon naa nga may ma it wax dëgg yàlla ma félicité leen ci anniversaire Sud FM rafetlu ko mais di ko ñaanal it yàlla may ko yokkute bu baax a baax bi mu am télé bi nga xam ne nag moom la ñëpp di xaar. amiin ci gàttal rek danaa fàttaliku li tax ma gën a jàpp Sud FM boobu ba léegi loolu duma ko fàtte jamais 99 dafa am ñu demoon mission ñu ñibbi si ñu toog lu yàgg fii ñu leen ñu mars di def ay contestation au niveau des Padois mu am coow ba Sud FM def ci benn ay interview ay midi ak 13h ma dégg benn kilifa wax naan ñooñu li ñuy rawandike seen xaalis moo ñëwagul jotaguñu ko 17h Ndiaye Diop joxe ordre de virement bi nga xam ne viré nañ ko xaalis boobu wax montant bi wax référence yi wax lépp ci jour boobu laa commencé jàpp Sud FM dëkk déglu di wax ne vraiment aussi tamit sàmmkat yeeg béykat yeeg nappkat yi nga xam ne tey waa monde rural am na fu ñu jaar ak Sud FM ñoo ngi leen di gërëm bu baax di leen ñaanal yàlla yokk leen may leen kattan ak koom-koom bu dëgër te yaatu. jërëjëf nu jàll si léegi Demba Naar Sow moom éleveur la nekk itam opérateur économique Demba Naar nu lay gërëm si teewaay di la bàyyi itam nga nuyu teg kilifa Sud FM yi ak mbokki auditeurs yi ñuy déglu. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen gërëm maa ngi étalé seen nuyoo bi ci Baye directeur général Sud FM mooy Baye Oumar Gueye maa ngi nuyu si équipe waa Sud FM yëpp maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen ñaanal bi nga xam ne kon que tey mooy seen anniversaire ñu ngi leen di ñaanal yàlla na leen yàlla bay fii bien ci kanam ak yàlla may leen télé bi ñëpp di xaar yàlla may leen ma indi fii ay télé bu nga xam ne pour yëpp sénégalais la yow tamit maa ngi lay nuyu sàmmkat Sénégal yëpp ñi ñu déglu émission bi yëpp maa ngi leen di nuyu waa Sénégal maa ngi nuyu Ismaïla Sow le président mission des éleveurs maa ngi koy nuyu di ko gërëm. balaa ñu dugg nag léegi si waxtaan bi léegi tabaski bi comme ni nga ko waxee rek weer mën nañu wax léegi moom moo si des xam na ministère am na ay CRD ak ay yenn réunion yoo xam ne def na ko def naa biir mu ngi def si tabaski bi le 23 la woon léegi nag ñoo ngi nekk itam jamono boo xam ni dafa doy waar trop muy jamono boo xam ne jamono mbas la yow Demba Naar Sow yow lay tàmbalee yow mi éleveur lii nga xam ni mooy jamono boobu maanaam ban jeexital li nga la am si li nga xam ne tey jii moo am solo trop surtout muy mbirum xar. waaw maa ngi leen di gën a gërëmaat ci invitation bi nga ñu invité pour laaj ñu ci affaire opération tabaski bii de budul sax mbas mi dafa ñëw sax dolleeku ci kon tabaski at yëpp période bu muy ñëw période bu métti ci éleveurs yi la sax ba tey fi mu nekk nii éleveur Sénégal yëpp ñu ngi à partir de dolli dem Saalum dem ba Casamance sax fi mu nekk nii dem ba Bund fi mu nekk nii loolu sax moo gën a sonal ñi nga xam ne mooy opération tabaski bi ñi leen di gën a sonal mooy fi mu nekk ni sàmm yëpp ñu ngi màngaan te fi mu nekk nii di période bi ñu nekk mooy période cooroñ wala li ñuy wax saison de pluie bi li nga xam ne kenn ku ne te yaa ngi jàpp sa nag ak sa xar yëpp yaa ngi koy boole di màng nekk ci àll bi ñi ci gën a bari xam nga xar yi ñi leen di jënd ñooy sàmmkat yi kadi am na sàmmkat yi nga xam ne duñu sax jënd xar ci seen xar yi nga xam ne ci lañu sàmm ci lañu ràññee seen xar ba tabaski ñëwee ñu indi xar yi jaay leen ñooñu nag fi mu nekk ni période bi pour ñu indi xar yooyu bay seen nag yi pour ñu bay leen 10 jours 15 jours loolu risqué ci ñoom la am na ci ñi nga xam ne dangay yor coggal kon doo mën a bay nag yi nga dem indi coggal bi jaay ko boo fa indee coggal bi jaay ko ci gannaaw mun nga yàqule sax lu ëpp coggal bi loolu période bi di tabaski tombé période bu gën a métti ci tabaski far tam ne lii tam ne ñëw ci mooy mbas bi nga xam ne mbas bi gën a sonal sénégalais yi fi mu nekk nii
mbas bi nga xam ne yàlla naka yàlla jële fi yàlla na yàlla jële fi ak taw ànd ak taw bi dem mooy client bu nga xam ne amul paas amul passeport amul dara te moom oto bu ne lu ne lay dugg day dugg avion dugg oto dugg kaar njaga njaay dugg lépp client bu ñu yàlla na ci yàlla musal. waaw amiin waaw léegi da nga wax ni période bii dafa tombe ak période bu metti am mbas ak hivernage bi période bii léegi duñu ne mbas mi période bii dafa tombe ak tabaski période bii lan moo tax du tombe ak tabaski muy metti ci ab wàllu tabaski période bii nu nekk. waaw wax naa la ko léegi fii lu tax mu metti fi mu nekk ni sàmm yi ñoom ñooy jula yi jolo boo gis mu yor coggal yor na nag ñi ci gën a bari 90% yëpp jolo yi ay sàmm lañ léegi nag tey boo demoon ci ba ci gannaaw Tamba nga yor sa exemple nga yor sa ñetti téeméeri nag wala ñeenti téeméeri nag wala juróomi téeméeri nag nga yor ñaari téeméeri xar doo mun a jël xar yi période bi nga ñëw Dakar jaay wala ñëw Kaolack wala ñëw Touba. lu tax léegi yow mun nga bay nag yi période bi ñu nekk nii mun nga bay nag yi nga ñëw indi coggal bi li ngay yàqalee ci gannaaw moo ëpp li ngay bénéfice yoo ci donc nag dafay jar ñoom ñu toog seen ay nag bon. waaw dañu topp ak seen mais mën nañu wut ay yeneen nit ñoo xam ne ñu jox leen xar yi ñu indi ñoom ñu toogal leen fee. xam nga jur. waaw jur li ci boromam mun a def période bi keneen mënu ko ci def. waaw jur gi du ñu baree kay amee xanaa du benn nit ñaari nit rek ñooy amee coogal benn nit ñaari nit kon yow mi xam ne maa yow yaay chef bi yow yaay li ngay mën a yoree sa jur wala ni nga koy mën a surveiller boo ko bàyyoon ak ay sàmm yi duñ ko mën a toppatoo noonu. est-ce que léegi da nga bëgg wax ni bon ñi nga xam ne ñoom ñooy borom xar yi daf leen di jaral seen xar nu wàcc ko Tamba pour toppatoo seen nag. te dañ koy wàcc tout le temps ak seen xër ñu bañ a leen indi Dakar ñu jaay leen. saba xam nga njaay mi ba ñu leen indee li ñu yàqule ci gannaaw moom mooy gën a bari loolu moo tax nag dañu ne ba kon bu dee nii la dama koy bari sama xar bi beneen at ba ma amee occasion ma jaay wala ba tabaski ba passé ma indi ci loo ma yee ma jaay sama xar fekk période bi bu ma demee damay yàqule saba sama nag mun na fi nag yi fi mu nekk nii loof nañu nag yi fi mu nekk nii Sénégal yépp ñu ngi dajaloo ci ay Saalum ay Casamance ay Ferla léegi nag yi dañu duggante sa nag sax mun nga reer séeréer yi mun na ci tasi sax ñu yóbbu sa nag loolu yëpp mu ngi ci réew mi waaw loolu yëpp mu ngi ci réew mi léegi nag loolu du la jaral nag nga indi xar yi nga bay nag yi loolu waaw bon est-ce que da nga bëgg wax bon xar yu bari war na bon ñëw Dakar du fekkee noonu ngay xalaati waaw ci bu dee période bi waaw mun na xar yi mun na ñëw waaw xar yu bari mun na ñëw kon lii wàññi li mu xar yi loolu ci la bokk. ci la bokk. voilà mais est-ce que lu mu si wàññi nekk na lu am solo trop. nekk na lu am solo loolu sax ñun dañ koy constater sax man fi mu nekk ni man mi ngay waxal temps yi rek laa jóge côté Payar. Payar fu mu nekk. Payar mu ngi nekk ci Fali. ci Koupentoum. mu ngi ci Koupentoum la bokk. waaw. Payar ak Koupentoum 65 kilomètres la. waaw. ci zone sylvo-pastorale bi la nekk. te Payar mooy ci looma yu gën a am importance Sénégal ci la bokk période bi fi mu nekk nii ñi ci gën a bari ñu ngi ci diggante fi ñu wax Boye Baleeji ñii ñu ngi ci Koccaari ñii ñu ngi ba gannaaw Bala sax ci gannaaw Tamba am na ñi nga xam ne tax dugg nañu bun. waaw foofu lu ñu fay def ñoom. li ñu fay def fi mu nekk nii foofu la nawet bi commencé am. loo tax ñu dem foofu pour xar yàgg yooyu am lu mu lekk yu demee noonu commencé na am nawet. xam nga yow tey boo màngoon nga màng 300 kilomètres. nga ñëw ba nga xam ne nga dégg nawet am na 50 kilomètres wala 100 kilomètres da ngay dem gàttandiku nawet bi léegi sa jur commencé di lekk ko ci nawet bi te période bi nag du toog xar du toog guddi ak bëccëg dañ koy garde am na li nga xam ne nag boromam nu mu koy mën a garder sàmm yu kese duñ ko mën a garder noonu mën nga léegi boo yóbboon xar yi sàmm yi mën na boo heure nelew jotee ñu dem nelew te bu ñu nelew sa nag mun na tasaare te bu ñu tasaare pour nga dajalewaat nag yi mun doo leen mën a dajalewaat sax ñi ci gën a bari ci lañ seen alal reer wala ci lañ yàqale wala taw bu bari ñëw nag yépp mun nañu ngiroo ci biir kii bi am na ci fi nga xam ne àll bi nag yi dañu ngiroo. waaw léegi nag yi ñoom du ma xar yi kañ la ñu war mën wàcc si Ndakaaru léegi dañu gis dese ay une semaine yooyu rek ñu ñëw te bu njëkk ba daan teel ñëw est-ce que ay jafe-jafe yooyu nga tudd si wàllu lekk ak yooyu moo tax ak temps bii nu toll ba ñoom nuy toog. xam nga jafe-jafe boobu li koy indi mooy Dakar waa Dakar léegi jëndatuñu xar dañu bàyyi ba des 2 jours ñi ci gën a bari dañ lay ne ñun amuñu place fi ñu denc xar lii moo ci gën a bari te encore jur yi li ñu seen dundin moo cher
sa fi mu nekk ni saaku ngooñ mu ngi jar 7000 à 7500 léegi boo ci naree dundal ay xar ay 15 jours 20 jours mën na li nga ci doon ut doo ko ci am te encore ripaas bi dafa cher léppooy cher te encore boo fi ñëwee dangay garder guddi ak bëccëg te coono boobu dangay ne bàyyil kon ma bàyyi ba des 3 jours 5 jours ba ma ñëwee 5 jours yooyu mun naa bañ a nelaw ma jaay ba ma jaayul ne ma dagal suma xar ci camion ma delluwaat boo fi toogee 15 jours guddi ak bëccëg doo nelaw tout le temps kat yi ngay def fere am na ñi nga xam ne boo yoree à partir de ñaari téeméeri xar mun nga dépasser 50 000 par jour te loolu dépasse yi nga xam ne ci biir xar yi nga koy tegaat li ci gën a bari jur yi léegi fi mu nekk nii li ci gën a bari tabaski pertement moo ci gën a bari sa fi mu nekk nii ça fait 3 ans wala 4 ans opérateurs yu bari ci la ñu daanu nañ ci ñetti at yu passé loolu mooy indi manka yi ñu doon wax xam nga taay maa ngi doon expliquer manka li koy indi mooy opérateurs yi ñoom ñooy ñëw ñetti at ñeenti at ngay ñëw ngay indi sa xar ngay perte xam nga commerce buy indi ay marchandises sax muy perte tout le temps boo yàggee da ngay ragal bu dee da nga doon indi ñaari téeméer da ngay indi téeméer bu dee da nga doon indi juróomi téeméer nga indi ñaari téeméer am na ñi nga xam ne sax faf dañu perte toog am na ñi nga xam ne dañu leboon xaalis banque ñu perte toog. waaw daal ñëwaat si yooyu léegi ñoo ñëw si ay affaire perte yi ma ñëw ak Ismaïla Sow Ismaïla dégg nga li nga xam ni Demba Naar Sow éleveur moom la wax na sax ba wane ay affaire délai maanaam si tànk bi nga xam ne moom lañ war ñëw Dakar te doo déggee ministre bi mujjee wax rek mi ngi doon wax ni ñiy jënd xar na teel jënd xar du fekkee nag xar yi dafa aju temps boobu kañ Ismaïla teel jënd xar kooku dootul mën am te yéen daaw sax moom ngeen doon wax nañ teel jënd xar mais kenn léegi xar yi kenn du ko gis ba koy teel jënd sax. merci Matar Sall d'abord maa ngi gërëm Demba Naar mu nekk aussi wax dëgg yàlla nit ku xam secteur bi yàgga ci it de bokk ci opérateur yi gën a mag aussi ci secteur bi parce que wax dëgg yàlla ñëpp a ko xam te xam nañ lu mu ciy liggéey xam nga boo jàngatee li muy wax au fond des choses sàmm dëgg-dëgg moo koy mën a xam waaye ku sàmmul doo ko mën a xam parce que li mu wax présence borom kër ci këram amul lu ko mën a remplacer beneen bi aussi mooy li nga laaj sànq wax na la ko nee na la dafa ci am ñoo xam ni ay sàmmkat lañu dégg nga am ci ñoo xam ni aussi ay opérateur lañu am ñoo xam ne ñii nekk sàmmkat aussi te ñu mànga tey nekk zone bi mu wax effectivement parce que nit ñi dañuy mànga dem tasi ji ak nawet bi ñooñu pour ñu déplacer wu ñëw mbaa nga bay fay say jur mbaa nga bay fa xale yeeg yooyu loolu wóorul waaye teewul aussi tamit am na ñoo xam ni tey boo demee ci marché yi am na ñoo xam ni commencé nañu ñëw loolu li muy signifier mooy que ñëpp mënuñu wàcc à temps mais aussi tamit am na ñuy ñëw ndànk-ndànk xam nga li ministre bii di wax mooy li Demba li ma la wax sànq ministre bi li ma wax loolu lu kenn mënul dindi la parce que kii nee na la léegi ne pertement moo ci ëpp yow nga demal nga leb tey banque boo lebee banque nga leb ko par exemple 10 millions nga war a fay 10% au minimum frais de dossier etc jàppal 10% rek en total nga xam ñaata la bon boo jëndee ay xar transport yeeg sàmm yi ak frais ya nga ciy def aliment de bétail bi ak lekk bi Matar bu fekkoon te ne xar bu ne am nga ci 10 000 francs te mu nekk 200 têtes 1 million la 1 million boobu dindi ci li nga xam ne moom ngay delloo banque bi ak la ngay fay sàmm yi ak la ngay def ci ndox mi nga seet sàmmkat bi ñaata la ciy dese mais dédi nit mënul abandonner métier parce que Demba Naar jàngul deful leneen càmm la xam loolu moom mooy pratique am beneen bi nga xam ne dañuy wax nit ñi nañuy teel a jënd dëgg naa keroog ñu wax ne ministre bi dafay indi ay spéculation man damay soxla nit très sincèrement buy wax ci dara na wax ci lu mu xam bul joort wax na ngay analyser nga xool bu baax dégg li nga xam ne moom ngay wax xam nga tey Demba bu indee fii xar wàccee ko ci marché bu mun di doon commencé da ko jox ndox di wéyee ci moom est-ce que bu gisee prix bu baax mu jaay ko débranché wu ci boobu ginul parce que bu ko continuer téye ko aussi doo xam lu muy jëriñ lan la koy jural kon
ma wax la nit ñi bu ñu leen waxee nañuy teel a jënd loolu du question spéculation parce que ñi nga xam ne dañuy indi xar yi aussi ay nit lañu ñoo xam ni ñoom it dañuy calculer dañuy gëstu dañuy xool dañuy jàngat marché bi jàngat ci lu passé aussi di calculer di lu ñëw yore seen téléphone di téléphoner di xam marché bi ni muy buusee kon dugg ci loo xamante ne li da lay yàqal kenn bugg ko. waaw léegi da nga wax nit ñi bi dañuy def spéculation xëy na nit ñi bon dañu comprendre lan dañuy teel di leen teel jënd. diggale boobu lan la ëmb bon kooku lu mu ëmb. est-ce que ça veut dire que du fekkee da nga teel jënd da ngeen bëgg wax boobu temps boobu dafay gën yomb parce que kii di éleveur bi defagul ay frais yu bare ak yu demee noonu ak yooyu. xam nga loolu lu muy ëmb. mooy demba mi tey bu indee 200 têtes jaay ba dese ay 50 am na ay xalem am na ñu mu xamante dafa leen di wax naan dem leen ngeen jënd ay xar ngeen indi parce que wax na la sànqane am na ñoo xam ni mënuñu bay seen gëtt ñu indi fi ay jur. dégg nga léegi yow bu fekkente ne tey wàññeeku na dem ba dafay naan xale yi dama leen jënd ngeen indi parce que jënd bi aussi dangay jënd ci kay ñaar jënd ci kay ñett jënd fee ñeent jënd fee juróom ngay regroupé soo groupé ba pare nag nga négocier transport après nga transporter nag nga indi ci point de vente bi. waaw mais doo teelee jënd ban intérêt la am loolu lay laaj. loolu laa la wax nag dama laa ne bu fekkee nit ñi teel nañ jënd xar yi bu ñu wàññeekoo nit ñi dañuy indi. waaye boo bàyyee ba dernière minute ba ñu ne suba la ñun ñëpp a ñu réer jëm ci marché bi bu ñu jëndee dem ba li mu jaay naka jeex na mais xam naa ne bu demaatee di jëndi leneen di regroupé di indi day perte parce que boo ko bu demee di jënd di commencé dugal foofu xaalisam balaa muy ñëw day fekk tabaski passé na loolu rek la ëmb du leneen. mais nit problème bi nag mooy nit ñëpp itam dañu amandoo xaalis. ah waaw loolu nag aussi ñu xam nga Matar éleveur yi aussi lu si ëmb nekk dafa bëri trop c'est vrai que tam éleveur bi tam il faut que mu xool moom tam li nga xam ne moo ko arrangé ga mais problème bi dafa nekk problème boo xam ni dafa jafe bul faral consommateur yi non faraluma dama déedéet léegi nag ko ñëw non loo am la moo leen koy wutal ñun non éleveur yi non attends dama ni li ma wax xam nga mën loo ko dindi loo am la ba déet man kay jéem ma ko dindi waaye nag waaw mi ngi noonu ku amul xaalis ba wax dëgg yàlla dama cee amul xam-xam. non teel am xaalis laa wax teel am xaalis parce que yéen temps bi ngeen bëgg wala temps ministre bi temps bi mu bëgg nu teel jënd boobu. mën na am waaye yow fii koo lamb fii tey jii amoo lu jënd xar. mbul wax loolu gis nga loolu boo fi laal amoo lu mu jënd xar loolu séeréer yi ñoom ñooy doxalee loolu séeréer yi waaye ñi nga xam ne moom ay pon lañu bu jël fukki weer ak ñaar nga toog bu tabaski passé kay mun nga ko préparer loo jëndewaat xar yow benn xar wala ñaari xar da nga koy préparer c'est que nit ñi xam nga aussi dañoo bëgg lu yomba te gis nga dañuy napp gouvernement rek gouvernement affolé napp gouvernement kenn nappul kenn au contraire yéen kay xam naa yéen yéen napp gouvernement dañuy napp ministre bi rek ndax ministre bi wax ak gars yi lépp li leen xar yi ngeen mayee ko ministre bi kenn mënu ko napp pël de te pël yi kenn mënu leen napp fii kay leen bëgg a nax yéen pël yi waaw léegi ñu dellusiwaat si kii waxtaan bi gannaaw bi nga xam ne bañ nga expliquer teel jënd bi la ko la ëmb man li ma bëggoon préciser rek mooy jamono bii du fekkee ne dañu waxoon teel jënd doo xoolee sax xar yi bareegul mais lan moo tax at yii da nga daan gis sa benn weer genn wala xar yaa ngi fees del wala mbas bee taxoon boobu. déedéet gis nga Matar kii wax na la ko sànq. waaw mais impact mbas bi sa affaire bi tey jii lan la boobu. xam nga impact mbas mi mooy yow xam nga di temps yi ñuy soog a génn kenn mënul déplacé wu démb la ñu enlevé lépp. benn goog waaw. xam nga li ma la wax. beneen bi aussi tamit nag nit ñi ku yori ay jur munoo màng munoo dem fenn kii munul dem Mali. munul dem Mauritanie munul génn région bi mu ne am na ñoo xam ni dañoo càngoon Dakar. mais loolu problème la. problème la waaw. dégg nga ñaareel problème bi aussi tamit foo toll it yaa ngi protégé wu buñ la jàppee amoo masque wala yoroo gel wala yu demee na xam nga loolu dafa bari mais li ci gàttal rek ci wax ji Matar mooy nit ñi gis nga bu situation ñëwee naka ñépp a dëkku te dëkku bi aussi bu ñu wax éleveurs yi nekk nañu ko dëkku. consommateurs yi nga xam ne aussi ñooy les principaux concernés ñoom it nañu jël seen responsabilité. loolu mooy lan wut seen xar yeew ko ci seen waano wala ñu dénkaane ko su ko defee da nga xam ne boobu moom féete na côté nga jàlla ci leneen waaye boo toogee ba dernière minute éleveur bi aussi mu ngi calculer dem naar indi woon naa daaw 500 têtes
ah dese woon naa juróom fukk ren kat wóorul jamaana neexul kon naa indi 250 dégg nga mu indi loolu dernière minute mu jaay dafay naan alhamdulilah daw ñibbi këram waaye dafa nekk mukka ci àddina naan naa wutaat oto dem fer la dajalewaat xar yi di indi nangam ak nangam boo ñëwee tombek tabaski paase dégg après nga des ak say xar nag dëkk fii di yuuxu naan nañ ma jàppale ci aliment de bétail nañ ma defal lii nguur gi dimbaliwum fekk yaa ci dugal sa bopp. ah en tout cas ferlu bi moom sorewul may fàttaliku mbokk auditeurs yéen nga topp seen émission Waarwi si Sud FM tey jii ñu ngi waxtaan nga xam ni si affaire xar yi la ak ànd ak tam mbas bi contexte bi ñu nekk ak njëgu xar yeeg tam li nga xam te moo jublu si wàllu banque yi lu ñu war a leble yooyu mbokk auditeurs yi fekkee bu ngeen bokk si émission bi mën ngeen woote 88 628 98 98 ma dellusiwaat si Demba Naar sax waa Demba Naar ana xar yi man gisaguñu xar gaañ tey jii li consommateur yi di laajte mooy ana xar yi. waaw Moutar xam nga Ismaïla fu mu daanale foofu lu am importance ak li nga ko doon laaj. xam nga teel a jënd bi lu muy indi. xam nga marchandise boo ko indee nga stock. jaayoo doo mën a indi beneen. te marchandise bi chaque jour muy def dépâche. chaque jour muy am na ci ñi nga xam ne sax ay juno dangay yor comme Ismaïla li mu wax dangay yor juróomi téeméer nga xaaj xar yi sax nga indi genn wàll bi Dakar. nga ne bu ma jaayee ma dem jëliwaat yeneen yi léegi nag yi nga indi woon munoo leen jaay ba mu des ñaari fan ñetti fan wala benn fan ba ñu lee suba la tabaski gars yi commencé jiiru xar yi jënd léegi fi mu nekk ni mënatu am camion bi nga jëlee xar yi fekk borom camion yëpp gaare nañ seen camion dem nañ julli léegi fi ngay jëlee camion pour indi xar yi léegi bu ñu teelee jënd bi ku teel a jaay ay xaram mun nga dem sax Mali nga uutiwaat yeneen xar nga indiwaat Sénégal mun nga dem mu frontière Mauritanie nga dem jindi xar nga indiwaat yeneen xar day dolliwaat kon nag li nga xam ne léegi boo nee xar yi rek nañu bay ba dernière minute ñu jënd. nga même doguma def naa am na kenn ku nekk si ligne bi salaamaaleykum mbokk mi. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëñ bi na nga tudd ak fooy wootee. Baye Makhtar Sall Cheikh Ndiaye boobu. Cheikh Ndiaye ñoo ngi lay déglu. waaw man de Baye Makhtar tey sax xam naa la ma gën a màcc du loolu waaye nag comme rajo bi moom day sunu rajo boo xamante ni kuy am ngor tey si ñun tey yëngu ci wàllu mbay. wax dëgg yàlla war na leen a woo félicité leen. yéen nag yàlla dogal na yow sa bopp yaay suñ bunt yow. kon cant gi ngërëm gi ñoo ngi koy jaarale si yow. dégg nga Baye Makhtar. waaw ñoo ngi lay déglu. ma ni cant gi ngërëm ni kon yow ñoo ngi koy jaarale nga jàllaleel ni ko si Baye Omar. Baye ma kay mi ngi lay dégg mi ngi lay dégg. waaw nee ko ñoo ngi koy sant bu baax ñun baykat yi wax dëgg yàlla rajo bi ubbil nañu ko ak booleen sàmmkat ak nappkat ak yëpp ba suñ soxla yi ñu mën ko fi jàllale. bu loolu jàllee nag li nga xamante ni ci laay ñëw si wàllu càmm gi. benn baat képp mooy problème bi mooy sàcc gi. sàcc gi daal moom fii ak arrêté wu ñu ko na la wóor ni jafe-jafe yi du fi jug. te na la wóor ni nag benn pas boo xamante ni dox nañ ko ci buñ la mën a wax dañuy sàcc fi mu ne say bagage ba pare di la laaj ay 100 000 120 000 ni ma ko fi waxee woon kera boo ko joxee ñu wan la sa càcc te du mujj fenn loolu nag fii ak dañu ci réew mi jafe-jafe yi moo fi am loolu Ismaïla lay wax itam dafa mel ni moom dafa nekku Sénégal wala dundul ak ñun ci Sénégal te man teel a jënd gi ñaari gàllankoor am na ci gàllankoor ñàkk xaalis am na ci gàllankoor boo ko jëndee ñu sàcc ko am na ci sama rakk yoo xam ni sama doom bàyyi la daaw ba mu jëndeem xar ba ne suba la tabaski diggante bi guddi gi nga xamante ni génn guddi la fi war a fanaan miir ba lam yéeg sempi xar ma yóbbu ko te bisub tabaski ga ba mu xëyee ba nit ñay julli moom lu mu jënd jëm xar ak jëndem xar ca la ne kon loolu yi mooy li nga xam ni gàllankoor la boo xamante ni moo tax nit ñi ku ci am njëg itam mënoo koo jënd amoo foo ko def yooyu ñoom man damaa dee ni ñoom dañoo bokkut ak sénégalais yi ak lu ñuy dund wala loo xamante ni moom lañ kii léegi daal état moom bu nu bëggee dimbali te bëgg noo dimbali kenn bëgg noo yarub jur nanu dimbali lillahi wali rasul sàcc gi ñu dimbali ni si ba jur gi ñu bàyyi koo sàcc ndax sàcc goo xamante ni yow da ngay dem ba dan la naa boo ma joxee nangam ma wan la sa sàcc loolu wax dëgg yàlla metti na mbirum repas yi itam nga xam ni moom la doon joxe moom état na ko wóor ni nit ñi niñ ci war a joxe du joxe nu dara man yenn yi damaa bëgg état war koo bàyyi ndax yàqu xaalisam dong lay doon ndax fi mu ne yow man ni ma dégg ni leen ko doon séddalee lu mel ni nga yor fukki nag yu ne benn saakub repas fukki xar ak juróom wala fukki bay ak juróom benn saakub repas xam nga loolu xanaa boo leen koy kii da nga leen koy waññoo paray doom kon léegi lenn li bu ko état dee def day yàq ay milliards am
comme ni mu koy defee ci repas bi di ko yàq ni la koy defee ci jiw bi di ko yàq kon yooyu yëpp nañ ko bàyyi Maxtaar te itam en compagnie nit ñi sàcc gi ñu wàññi ko buñ ko wàññee Sénégal ñaari at ñetti at képp du soxlaal kenn dara ba coowul Tabaski yi di fi am ñoo ngi leen di sant di leen gërëm léegi nag lii moom émission sàmm la mënees koo wees waaye rox yu ko raw fi mu ne nii ñu ngi koy dund ci joxañ jiw wi bis bu ne sa yàlla yóbbuwoon la sa war a leer deen la ko leeral bu soobee yàlla jërëjëf Sall ñoo ngi leen di jërëjëf Cheikh Ndiaye ma del soit si Demba est-ce que am na looy bëgg yokk si lu mu wax. waaw man de ci lenn rek laa koy mën a tontu. li ma koy tontu mooy lu mu adressé Ismaïla dafa. non bàyyi Ismaïla dina jël. waaw xam nga lu tax. bu nit bu la nee di la nee teelal jënd pour sénégalais yépp mën a am xar dafay mel ne mu ngi leen di sensibiliser pour ñu ñëw jënd léegi nit ñi dëgër bopp ñu ne dañu bay ba dernière minute ñu jënd. xam nga loolu problème boobu ñoom seen bopp la ñu indil problème borom xar yi tam ne ay nit lañ. ay nit ñi nga xam ne indi wuñu xar yi rek pour sénégalais tabaski dangay indi sa xar pour ut ci dara léegi lan ngay mun a sàmmal si nit xar ba nga dem ba ay dernière minute nga jël nga dajale sa jur yëpp nga indi ndakaaru xamoon nag ñëpp dana jar wala ñëpp dem indi seen xaalis jënd xar indi ndakaaru stock xamoon nag dana jar nit ñi ba ñu teelee jënd nit ñi dañu delluwaat dem ci àll bi jëndaat xar indiwaat xar du fi manqué. waaw loolu nga wax léegi est-ce que yaakaaroon donc war na gën organiser ni nga xam ne bon mooy jaayam xar mi. waaw organisé. parce que tam ñàkk organisation tam moo xëy na tam waaye du ñu waxoon xëy na damay kii nii rek si ni ngeen waxee du ñu waxoon xëy na xar yi daan ko jaay délai bii ba délai bii sàkkal ko délai xëy na nit ñi bon daanu fagal. xam nga fi mu nekk ni xar amatul délai xam nga lu tax ma nee la loolu tey boo demoon Ngunjaan ñu ngi jaay boo demoon Mbirkilaan ñu ngi jaay boo demoon Missirah ñu ngi jaay boo demoon Daara Jolof ñu ngi jaay kon kay fi mu nekk nii amul. mais Dakar ga moo tax sax li gën wax ndax Dakar dafa compliqué trop. oto yi amatul place sax yéen sax amatul leen place xam nga bu ngeen def seen xar. xam nga man tout le temps loolu laa doon wax même keroog ci kanam Ismaïla wax naa ma demandé ministre bi nañu uutal benn bayal boo xam ni. Dakar amatul place benn bayal bi nga xam ne en dehors de Dakar fi nga xam ne fii lañ defee événement tabaski fii rek lay xar yem mun na nekk Xombol mun na nekk Ngunjaan mun na nekk feneen. à dehors de Dakar fi mu nekk nit ñi dañu sonn gis nga fi dangay indi sa xar nga wàcc ko ci benn point de vente boo jegee borom kër gi day ñëw di la dàq wala di la wax yu ñaaw ya nga xam ne doo tontante ak moom. tey ñoom xamuñ ne yow xar yi da nga leen di indi pour ñoom sama xar yi bu ñu leen esté ko woon Daara Jolof ñoom danañ ñëw fekk ci xar yi léegi nag ñu indi leen xar yi boo Dakar. léegi nga ñëw ñi lay menacé bul fi def sa xar yi póop nañ fi seen xar yi ngeen baal ma ci kàddu bi xar yi def nañu li defaat nañu li. xam nga ñun toog dañ leen koy jox wala yooyu ñëw rek. toog dañu koy jox. dañu koy jox kooku mairie ba. waaw dañ koy jox. kon nag léeg-léeg xam nga comme deux voies liberté yi xam nga xar yi bu ñu demee ba ñu bëri affaire bi day déborder da ngay gis ne xam nga ñaari deux voies yi dafa xat da ngay gis xar yu bëri dem ba nga xam ne day déborder xar yi léegi xam xar du nit déedéet dañu ñëw ñu jege sa kër gi wala sàmm bi nelaw xar yi déplacé ñëw ci wetu kër gi wala gars yi daal ci seen bopp dañu bari li ñu xaas problème ñun amoon nañ fi problème à 2012. amoon nañ fi sax histoire ci deux voies liberté 6 yi ba préfet moo ci mujj sax duggal laminam dem ci foofu waxante ak nit ñi mu ne leen lii dañ leen di autoriser pour ñu jaay fi du yéen a dee leen teg li ñun ñoo leen teg fii te lii place publique la. yéen moomu leen place seen buntu kër la ngeen moom. léegi pare nga si intervention boobu. waaw Ismaïla est-ce que am nga looy wax si looy gisee intervention bi mu def yow. waaw man de dama koy féliciter vraiment ci woote bi mu woote di ko wax rek ne xalaatam de moom xam naa ne doon na xalaat boobu xam ne bi man xeeb naa ko trop. parce que nun ñii di sàmm di ñu nuy sàccal xam nga bu ñu mënoon tere ñu sàccal keneen ko ñu tere ñu sàccal ñu ñun te aussi tamit man du ma teel a jënd xar parce que aw ma fu ma koy jënd loolu. may ma jël kenn def na am na kenn ku nekk si ligne ba Ismaïla non continuer waaw yéen dañ leen di sàccal xar. waaye moom ni mu waxee dafa mel tam daf leen waxaale ndax dafa wootee état pour mu jàpp pour affaire sàcc xar mi ñu lijjanti ko. kooku nag wax ak état waaye xam naa ne nun noo moom suñu yëf état moomu ko. état moomul suñu xar yi de nun noo koy jaay nun dañu nuy sàccal bu ñu demee nag ba ñu indi suñu xar aussi di jaay moom na jënd bu jëndul du am parce que wax aussi dafay leer
ñun ñi nga xam ne aussi ñëw nañu ci ngelaw li nekk ci marché bi di bu rek xar yi ñu lay sàccal par benn pay léeg-léeg nga gis sàmmkat bu jaay ay juram ba pare ñu agressé ko nangu xaalisam am na fii ci sew xay xanaa kookoo gën a perte dégg nga nit ñi daal xam nga lan moo. mais yéen yooyu doo amee est-ce que daa ngeen avertir par exemple nguur wala ministère pour mën leen di pour mën yokk seen kaaraange. waaw bay ma yeggale xam nga loolu du ñu ko def kenn te déclaré wu ko ku ñu ko mënta def diñ lay déclaré xam nga lan mooy wax ji. mooy ku teelul jënd sa affaire la boo amee baax na boo amul loolu du suñu affaire te aussi boo jëndee ñu sàcc sama xar kan moo la koy wattul ñun ñoo la ëpp problème. wala aw ma la ma koy lekk la ma koy jox mu lekk wala man appartement laa am mais ñun ñi nga xam ne nag dangay fanaan ci dand foy xam nga nit ñi Matar fokk ñu jóge ci yenn xalaatu intérêt yooyu ngay xalaat pour sama intérêt bopp fokk ñu jóge ci loolu nit ñi nañu partager responsabilité yi jël nga xaalisu banque muy risque nga dem ci àll bi jënd dajale ay xar dugg ci oto ñëw ba fii nga toog ci daan foy bi dëkk sàmm de encaisser xaalis xamoo ndax ñu ngi lay identifier pour agresser la nga nekk ci loolu ba ñëpp jënd say xar munoo paase foofu de te état bi aussi moomul suñu xar yi ñun ñoo ko. waaye yéen point de vue organisation donc organisation bi war nañ ko taral def ko façon boo xam ne bu efficace ba loolu yëpp lu mën ko si dugal également. comme dafa mel na. comme njaayum xar mi c'est pas bien organisé. non Matar. njaayo xar déglu kii léegi bi muy wax nii dema naan que dañ leen yenn bunt yi sax dañ leen di lakkal alors que mairie ba moo leen jox affaire bi donc yooyu yëpp dafa dugg si organisation boo xam ne dañ koy xalaataat ba ku nekk jàmm ak fa nga nekk ak tam nit ñi mën jënd seen xar si mu teel yëf yi war tas temps bu muy tasee. c'est que gis nga Matar suñu réew dafa am ñoo xam ne ñii na ma yàlla baal te ñu baal ma ci wax jooju dañoo yaroo seen sago gis nga circulaire bii président de la république moo ko signé exonéré droit ak ay taxes yépp gis nga fii may waxee tey ci rajo lay wax daral sew xay mairie Ngoundiane daa ñëw di fayee ko ay taxes ci oto yi coow ak ñoom ba ànd ak ñoom gendarmerie fan la ñu ko teg jour bi ñu ko waxee marché yii yëpp dañoo bàyyi boobu la ñëpp a cessé ñoom ñu continuer di ko def te autorité yi seetaan leen wala bu fekkente ne bii président signé baaxul nañu ko wax nit ñi ñu teg ko fale. mais taxe yëpp dindi nañ ko. manel taxe yi jëndi nañ ko mu ngi nii 90 jours ba le 12 septembre mais ñoom dañuy dem di fayee autorité yi di leen gis c'est que gis nga nit ñi. leen boole. nit ñi dafa ci am loo xamante ne lii kenn du leen ci topp parce que gis nga waxin yi ñun duñu ci tontu ku xamul li nga war a def dangay toog rek toogaay ku xamul lu muy def mais ñun ñi xam nañu lu ñuy def wut xaalis nga dem dajale ay xar nga indi fii ci nga toog jël risque boobu di jaay mënuñu passé loolu ku foog yomba na jëndal xar nga yeesu kër bu tabaski jotee nga tabaski. jërëjëf dégg na la Ismaïla ñu avancé tuuti ndax moom tey jii moom affaire yi moom dafa xaw doy waar ñuy fàttali mbokku auditeurs yi léegi secteur teg na ñeent fukki minutes ak ñaar ñu del soit si Demba Naar sànq bu ñuy jël kàddu gi si yow ñoo ngi la doon wax waa xar yi anañu yéen est-ce que année bi daa ngeen dem ay Mali ak yu demee noonu wuti xar. ak mbas mi am ak li mu laaj ci ay mesures rek yan jafe-jafe nga yaakaar ni tey jii moom ngeen si mën daj ak est-ce que tam li nga xam te mooy mbas bi dana mën yombal am xar mi si njëg bi que nit ñi bëgg itam. xam nga Moutar Sall danaa la wax ñaari affaire xam nga Ismaïl am na lu mu wax damay compléter loolu benn kàddu rek lay doon xam nga sàmm benn xar moo gën a yomb sàmm ñeenti téeméeri xar xanaa benn xar moom boo ko yeewoon sa tànk lal sax mun nga ko bàyyi foofu loolu moo gën a yomb wombat ñeenti téeméeri xar nga koy garder guddi ak bëccëg xam nga nit ñi il faut nit ñi yuromante ñi xam ne nit ñi ay xar yi ay nit ñoo koy indi Dakar te li ngay wax ni man depuis 89 laa commencé dem Mali di indi xar 89 laa ko commencé def gis nga Mali moo gën a bari problème Sénégal mari problème sécurité moo fa am gis nga tey am na ci ñi nga xam ne ñemewuñu teg seen tànk Mali pour dem fa di jënd xar xam nga lu tax dañ fa yàgg nit ñi ñëpp xam leen dañu fu ñu leen di gisee dinañ ne ñi yor nañu xaalis
loolu moo tax man mi ngay waxal ça fait ñetti at demuma Mali même li may jënd foofu damay yónni te li ngay yónni ak li nga mën a defal sa bopp du nekk benn loolu tam ne de ci joué xam nga Mali moo amatul sécurité xam nga nit tam ne jënd dem Mali di jënd xar ngay xaru wala war ngay fanaan ay marché ñu lay ñëw di la agressé. doo fanaan marché da ngay fanaan hôtel kay. non ana hôtel. ana hôtel foofu amul hôtel boo xar fi ñu ko jënd dafa gis hôtel Sall kon kañ ñu jënd ak Dakar kon kañ ñu jënd ak Dakar wala Mbour hôtel fu muy nekk xar du fa nekk. doo demee ba Mali di jënd xar xar ki mbooy nga fay fekkee. doo demee ba Mali di jënd xar yow fooy dal foofu. man fi may dal ci kër lay dal. waaw kër kër lay dal. kon kër gi nga xam ne boo ñu ñëwee ay bandi ñëw yor ay fetel yor ay kii borom kër gi lu mu ci mun loo ci mun. dañ lay fekk si kër gi ak ay fetel. wala ñu dogaal leen ci yoon mi am na ci ñi nga xam ne boo jógee tey. nga jóge frontière Dibooñ. Missirah gi am na ci ñi nga xam ne ñi la xam ñoom ñooy ne Ismaïla jóge na Dibooñ mu ngi jëm Nara wala mu ngi jëm Nioro. mu ngi ci oto nangam mu ngi ci oto sangam. loolu yëpp mu ngi si affaire jënd xar mi. bu du jënd xar rek ñoom Mali dañuy agressé nit ñi man daawaa ji 97 2017 jooma 2017 jeudi laa jaar ci yoon bi samedi ñu dogaale yeneen nit ñi jeudi laa foo jaar samedi ñu dogaale ñeneen ñi te yoon bi ñu jaar foofu lañ jaar. mbaa kenn jël leen seen xaalis. bañ a jël seen xaalis. bon lii fi nekkoon ci oto yépp lañ jël lépp lañ jël sax ñi leen di dogaale ay armée lañ yor. dañu arrêté lu moto ay fukki oto ñaar fukki oto dañu commencé leen ñu fuyee ay oto yi di jël xaalis bi benn oto bu ndaw ñëw oto bi taxaw ñu jum si oto bi nekk oto bi dafa leen doon nag oto bi nax leen moom mu bés leen jàll loolu moo tax ñu bay yeneen oto yi ñu daw dugg ci mbooy mi ñu xam ne léegi oto bale riccan boobu dana dem déclaré leen ñoom tam ni ñu doom dugg. waaw léegi ñu dellu si bon daal yow loolu tax at yi nga bañ sax dem Mali. non du loolu ci la. waaw xam nga li nga xam. yow dangay nekk responsable ndax temps baa ngi. waaw daw li nekk responsabilité boo pare nga xam ne lii am na ci li nga xam ne xarulo saba li nga xam ne fii tout le temps dafiy am man daawaati jéeg am na suñu xale yi fa nekkoon ay rebelle ñoo fa ñëw jihaadi ñoo fa ñëw ci dëkk bi ñu ñëwee commencé xeex ak militaires yi xam nga ko kuy commencé xeex ak militaire koo kay xanaa jolo mënul fa dara c'est que li réew àddina bi moo amatul sécurité gis nga Daara Jolof bi ngay wax xam nga Mali laa la wax Daara Jolof amul sécurité de Sénégal moo ñàkk gën a am sécurité Daara Jolof ça fait 1 mois am ñaari yoon ñuy fa ñëw Thiamène même chose gannaaw Daara même chose fu ne la ñu ñëw di agressé nit ñi c'est que yor xaalis léegi ci poste ngay. waaw léegi ñu bàyyi agressé parce que côté boobu moom beneen dossier la moom te dafa yaatu trop te dafay tax tabaski bi ci nu waaye léegi li ma doon wax kii ana xar yi yaa ngi toll woon indi question sécurité ensuite lan ban baaraas ngeen am léegi xar yi kenn gisagu leen de man foofu laay waxee. non xam nga fi mu nekk nii Moutar Sall. xam nga xar li ci gën a bëri lippi lu yàgg. xar balaa ma ñëw Dakar il faut tabaski des ay 10 jours 15 jours. yi jógee Mali nag ñoom kañ ngay ñëw man yooyu moo tax may wax. Mali moo jógee Mali waaw xam nga ñi jógee Mali gaawu ñu ñëw Dakar directement ñi ci gën a bari dañu ñëw ay xombol ñi ñëw wàcc ay Missirah. waaw yooyu man laa yooyu lu tax commencé nañ ñëw commencé nañ ñëw commencé nañ ñëw Missirah Tamba gaa dégg naa moom actuellement am na commencé nañu ñëw marché Missirah gaa yi commencé nañ ñëw. kon nag léegi gaa yi yëpp dañu naan tabaski Sénégal léegi dañu bàyyi ba dernière minute ñu jënd. loolu moo tax kenn ku ne tam ne doon nangu ñëw indi sa xar ñu koy stock fi ay 15 jours. 20 jours donc xar yi ñoo ngi wàcc si Sénégal waaye accès guñu Dakar. accès guñu Dakar kon am na xar yu nekk Sénégal actuellement am na ñu nekk Sénégal c'est que Dakar ci fi mu nekk nii Dakar dépasse bi moo bëri dépasse bi moo cher loolu nag kenn duñ indi fi sa xar jaayoo client yi dañu ñëw di yuurnu di dem kenn ku ne dangay ne damay bay ba dernière minute ma jënd. xam nga bu dul woon tey ba wàccee xar yi rek client yi ñëw jënd dangay dem indiwaat yeneen xar jaay. kon boo fi wàccee xar tamit foofu lañ di wàcc yow borom xar bi yow rek yaa ci loolu. bon nag ce qui veut dire que bon nag moom kenn du mën teel jënd xar bon ndegam loolu lay demee bon. léegi ñu ñaar si benn fan Ismaïla gis nga affaire jënd xar bi na nekkoon pour dem bitim réew génn ko mais si ngoon maa ngi dégg rek ñu wax sax Tamba moom foofu moom xar yi actuellement fees na fa. ba ni li ñi sax seen bëgg-bëgg la fa nekk actuellement kooku nekk na loo xam ni moom moo ëpp. donc xar yi léegi lu ñuy retenir xar yaa ngi ñëw waaye moom Dakar moom accès gun fi. xam nga Matar man li may bañ mooy bu ñu réeral nit ñi
gis nga mbas mi ñuy wax ba mu dugg see marché ba mu dugg see Sénégal le 2 mars président jël état d'urgence toog nañu diir boo xam ne bi amul ay xew dibiteer yi fonctionné wul diire boobu li ñu doon war ci rey ci ay xar wàññeeku na kon loolu xam nga mën na impacter ci biir mais gis nga wax ji du loolu saa yu ñu waxee ne xar yi manqué na une semaine boo demee dans les marchés da nga fay fekk xar yi te xar yooyu soogul a judd xam nga nit Matar nit ñi nañu leen wax dëggate yàlla tax waaye bu ñu bëgg lu yomba ba ëpp aussi moom mooy indil nit ñi problème dégg nga gis nga li ñuy leen di wax teel a jënd du question tiital kenn nit ñi passé nañu fu ñuy tiital leen nit xam nga li ma la wax parce que ñii nga xam ne dañuy jënd ay xar gi indi lu ñu defatuñu léegi lu ñu mënul de lu ñu mun la ñuy def bu marché bi doxee da nga am yaakaar nga dem jindi rek groupe indi bu marché bi doxul nga def loo xam ne lii sa alal du diig xam nga li ngay wax ni tey ay Mali ak ay Mauritanie yow xam nga réew mu ne dafa tere ay doomam génn ci yeneen réew parce que maladie bi moo tax bugguñu kenn dugg ci yeneen réew mais def nañu système keroog réunion nañu ak ministre bi mu ngi jokkoo ak waa Mauritanie ak waa Mali li nga xam ne ñun war nañu ko mën a manqué suñu demee côté frontière danañu ko am après mu jéggi mu ñëw. parce que côté frontière ngeen di dem pour am ko. waaw léegi naka lay demee noonu joxante bi foofu. waaw ñoom dañuy ñëw ba frontière wala lan. mais ñoom aussi ci côté frontière bi lañ nekk am na ay éleveurs yoo xam ne yii célibat bi la ñuy nekk. côté donc daal yéen si diggante frontière yi foofu la njaay mi di amee. déedéet Matar gis nga. non damay poser question. waaw dama lay expliquer bul indi ay cinéma yow xaw ma dangay. cinéma lan may laajte neex buy. waaw déedéet xam nga li ngay laaj te dama laa ne. gaa yi bu ñu ñëwee ko xam nga korite gi korite bu jeexee éleveurs yàlla dañuy sàmm di ñëw gis nga am na ay xar yu bari ñii xam nañu dafay duggee Mali mais ay xaru Mauritanie la dégg nga te am na fi ñun ñu ngi fi ànd ak ay Mauritaniens yoo xam ne yi ñu ngi négocier ak ñoo xamante ni fale la ñu nekk ñun lan la ñu wax ak ñoom pour que ñooñu ñu envoyé xar yi après ñun ñu defal leen ay virement bancaire nit ñi xam nañu nu ñuy def pour xar ñëw. xam nga lan mooy problème kenn feccatul ci yàlla naa dee. kan ma daan fecc ci yàlla naa dee. yéen état bi daan leen nga xam ne nit ñi li ñu nuy puus ay at yi yëpp ñu koy puus nit ñi di ko def kenn da cee mën a puus nit ñi xam nga yëf yi lan la opération tabaski bariwul bénéfice li nga ciy sonn ñu bari du ñu ci nanga sonnee ñëwoon ñii bu ñuy def opération tabaski di ci am dara dañoo nekk ay éleveurs yu mag yore ay jur. du yaakaaru ñu ci xar am nañu ay nag ak leneen dégg nga kon mu nekk seen métier boo xam ne bi dañ leen ciy xaar dégg nga bu ñëwee gouvernement encouragé la na nga jëndi ay xar na nga fekkee Sénégal am ay xar mais yooyu aussi tamit mbula kenn wax dara mais mbula nit découragé yi parce que liggéey bi aussi nekkul bu yomb yow wax na la ko sànq gis nga temps yàlla misira am na ñu fa fekk ñu ngi ànd ak kenn fii ci daral sew xay foofu lañ leen fekk guddi ci kër ga ñu daloon dañ leen signalé gars yi fekk leen foofu ñu doma leen ba ñuy bëgg dee nangu seen xaalis ñu yóbbu ko ñii di wax fii sàccal nañ ma benn xaar sàcc benn baaku ci buñ la sàccalee dërëm sax métti na waaye éleveurs yi aussi li ñuy daj problème la. ah mais kooku nag am na question sécurité moom si réew kooku moom nguur moo ko amee moom. waaw mais. kooku moom yéen éleveur xanaa kan yéenay seet lu leen di sensibiliser nguur bu baax a baax ba moom tam mu def li ko war. comme temps yi bi ñu waxee nit ñi bu leen génn policiers yi dañuy nekk si mbedd yi ak ay militaires yi. bon nag léegi nan leen surveiller yéen. xam nga Matar boo seetee waxtaan nañu fi ba ñu criminaliser wal te ñu aussi ñu def ko it ci schéma bu rafet parce que impliquer les éleveurs implique tout le concerné nit ñi waxtaanee ko ci côté yépp ñu indi ay borom xam-xam yi dëng ay ci côté justice ci côté force sécurité ak défense ñoo ñëpp ñëw ay douane kenn manqué wul ñu toog ñu waxtaanee ko dégg nga def ci schéma di ko waxtaane di waxtaane ay point ba ñu d'accord ci lii war naa mën a dañu yónnee ko assemblée nationale mais di sécurité du doy
waaw ñu ne assemblée moo daal di voté après. gars yi ñooñu ko ne tey jii wàllu tey la gën ay si li ngeen wax. xam nga Matar gis nga nun li ñu sonal. fii gars yi kay nañu bind daal di joxe ba pare mu jaar assemblée jeex na tàkk. waaw man de affaire justice moom mënuma ci sori waaye xam naa ne daal li nga xam ne ñun li ñu ci waroon a wax mbaa ñu def ko ci def nañu ko ci. voilà léegi nag ñu daal si beneen question tey jii est-ce que yéen wóor na leen fii que tey jii sénégalais yi daan mën am ay xar yu doy fi lekk tabaski bi de ak si incha allah. koo koy question bi. man nga laaj wala dem. déet yow si yow mii laa jëm maa ngi agsi si. question la boo xam ne bi sa technicien mun na ko enregistrer mu denca ko à condition que nit ñi di jënd bu ñuy jënd xar yi dañuy ñëw nit ñi jënd dégg nga mais bu fekkee marché bi nee na teg ñii bu ñu jàngul it xam nga ne kenn mënu leen nax xam nañ nu ñu koy defee lii rek laa lay wax lii nag mun nga ko enregistrer bu passé nga waxaat ma ñu wax. Demba Naar Sow ma lay laaj tey jii fii est-ce que tey jii yow éleveur nga opérateur nga sa xel dal na que marché bi daan ko approvisionner normalement si ay njëg yu baax. am nga boo ñu delloo ci gànnaaw ñi doon laaj sax xar nan lay manqué ak nan lay mote ñun bokk nañ ci ñi ci doon laaj. ñun xam nañu xar nu muy manqué ak nu muy oppe xam nga lu tax dañ ci am expérience bi ñu ci am mooy dañu xam Mali xam Mauritanie gis nga tey munoon nañu xam rek comme exemple ñu ne la léegi njeema wala kaay wala kii période bi dans 15 jours wala 20 jours danañ estimer ñaata jula ñoo fa joxe avance pour oto pour ñëw Dakar Mauritanie c'est la même chose xam nga Ismaël am na lu mu la wax sànq xar yi jógee Mali xam nga ba ñëwee ci frontière bi mooy ci deg bi dafa am ay luuma xar yi bu ñu génnee ci luuma yooyu mooy comme ay Galoé ay Thillé Boubacar ñu foofu lay xar yi génne nit ñi di ko jënd di ko gàttandu Sénégalais yi di ko gàttandu foofu am na ñi nga xam ne naar yi bu ñu indee seen xar foofu bu ñu jaayee foofu lañ delluwaat ñibbi Mauritanie wala ñu dem utiwaat kay jéggiwaat indiwaat léegi nag boo jéggiwaat sa xar ba pare indi ci luuma bi jaayoo est-ce que da ngay delluwaat indi yeneen dangay bay dangay ne damay bay bi xar yi jar ma jënd ma dem jëndaat kon xar yi léegi kenn jëndu leen dangay ànd sa xar rek ba mu jar bu teelee jar bu tabaski defee ay 15 jours nga dem indiwaat kon boo bàyyi léegi ba tabaski des ay ñetti jours quelques jours sa xar jeeg dootoo mën a delluwaat indi xar c'est que clients yi il faut nit ñi wax leen dégg comme li Ismaël la wax il faut nit ñi teel a jënd xar yi ba ñu buggee am xar xam nga xar vente libre la nekkul leen xam ne force la wala marchandise bi nga xam dañ koy commandé ceeb wala kii ñu def ko stock affaire lu dund la lu dund dafa jafe yor gis nga bu ngeen xamoon jolo yi ak teefank yi li ñu dund ci tabaski da ngeen du leen ko jaral yéen c'est que jafe-jafe bu bari gis nga man mi ngay waxal 2018 dañu dañal sama 33 xar lañu sàcc jël xam nga léegi ñooñu ba ñu expliqué di wax ay benn xar ñaari xar yow nga garder juróomi téeméeri xar nit mu ne la mënoo ma garder benn xar loolu est-ce que yéenoon na maana xanaa benn xar kay lu mu bon bu dee tabaski bi jaral na la xanaa boo ko duggalee ci waañ bi nga tëj sax kenn du ko sax boo xëyee nga raxas sa waañ nga jël sa xar def ci ettu kër gi. yéen tey jii yan avantage la leen état defal si jamono yu ñu nekk ngir que seen liggéey si wàllu xar mi nekk loo xam ni daa ngeen si am avantage consommateur bi tam am si avantage. man de avantage bi ma ci wax mooy dañu doon am bu njëkk bi dañu doon am jafe-jafe ci frontières yi pour jóge Mali ñëw Sénégal wala jóge Mauritanie ñëw Sénégal kon man à part loolu gisuma li ñu état defal leneen li nga xam ne wala man Demba Naar sax man ngeen baal mu ci kat man musuma leb xaalis banque musuma jël xaalis banque musuma am ripaas ci tabaski kon man musuma avantage ci tabaski rek mooy sécurité bi te sécurité bi tam ne xam nga lu tax du mën a mot nit ñi dañu bay ba dernière minute ñoom ñëpp ñu jëndandoo ba ñu jëndandoo rek. waaw loolu moom wax nga ko ba pare léegi mën nga avancer leen léegi li ma bëgg laaj tam kii waaw même yow du fekkee ni yàlla may na la ba nga xam ne soxla nguur am na ay fonds yoo xam ne teg nañ ko fi pour que ñi nga xam ne dañu bëgg def opération bi ñu yomb lal nañ ko yow si seen ay mbootaay yu demee noonu est-ce que gars yi ñoo ngi leen di jox koppar te ñoom tam ñoo ngi delloo koppar nguur. keroog bi ñu mujjee def réunion
man am na benn réunion bi nga xam ne ministère de finance moo ko présidé woon bi ñu nee am na 600 sàmmkat ñi nga xam ne yor nañ ay bor man bi ma jógee jël kaddu yaakaar na Ismaïla fekke woon na ko man dama leen di ne man sàmm yi ngeen di wax yor nañ ay bor man sàmm yooyu man xaw ma leen man jolo yooyu man Demba Naar xaw ma leen. gars yi neen sàmmkat yi ñu bari duñ si fay bor de. kooku waaw xam nga lu tax ma lay wax loolu. est-ce que sàmm yooyu wala jula yooyu yu ñu créé ça va léegi boo ñu nee ay jula ñu ngi yor wala ay sàmm ñu ngi yor ay bor te ñun ñi nekk ay sàmm boo pare xamuñu ñan ñooy yor bor yi est-ce que du sàmm yi nga xam ne ñoom ñoo koy créé ci seen biir. ñoo koy lebalante ci seen biir. ça va léegi boo ñu nee sàmm bi mu ngi diggante Parcelles Assainies ak yeneen gox yi. man sàmm bu dëkk Parcelles Assainies wax dëgg yàlla man sàmm yooyu ba ñu leen di joxe xaalis man Demba Naar mun na ma garanti loolu sàmm la léegi ñooñu ba ñu lekkee xaalis ñu jël ko man dama xuloo sax dama doon nee ne man fu ñu nekk nii ku sàmm bu fi toog rek sa ndodd yaa ngi mel ne sa ndodd am na bor man keroog bi ma waxee boo pare man ma jox musuma leb xaalis banque man bi ma jógee dañ ma woo téléphone ñu ne kenn ku ne dima baalu ak ñu ne ma man dañu doon xalaat ni yow ci Aminata Mbengue Ndiaye ñi ñu jox xaalis yow ci lañu yow ci ñi doon giin ñi ñu ngi lay jox xaalis ci ko bokk. waaw moom kay leb aayul waaye kañ. da nga leb aayul kon nag ñun xamuñu sàmm yooyu. sàmm yooyu la ñu xamul ñun sàmm yi xamuñu sàmm yooyu. ban façon sàmm la ñu lebal ban façon sàmm. ñun wax na la ñu defal bi la. waaw def benn ñu jox leen kayit. waaw nañ ñu jox man laaj naa ko ci kanam ñoom Ismaïla yëpp. ñoom lu la wax bi nga laajee. waxuñu dara ñu ne après danañ ko lijjante. keroog tam ne bi ñu mujjee def réunion ministère Samba Ndiobène maa ngi koy nuyu à passage nee na président joxe na 3 milliards pour Fostat joxe na 3 milliards pour Fostat commencé nañ lebal 1 milliard ak quelque wax naa ko ci kanam. milliard bi ñu joxe. bokk wala beneen 1 milliard bi ngay wax. non bokkul. waa àggaleel. waaw bi xaalis Fostat loolu la ñuy wax. ñu ne 1 milliard ak quelque jël nañu ko mën na. pour Fostat. waaw pour Fostat mooy xaalis bi ñuy lebale pour. éleveurs yi waaw. loolu la wax mu ne commencé nañ ci lebal 1 milliard ak quelque. waaw mais est-ce que ñi ñu jotagul lebal kooku yéen daa ngeen xam ni voilà sàmm bi jox nañ ko lii kii jox nañ ko. man de wax mu nekk kayit yoo xam ne yéen ñëpp dañ leen koy jox yéen ñii di. man Demba Naar de wax dëgg yàlla xaw ma ban sàmm moo leb wax dëgg yàlla te xaw ma ko te yàlla moo tax may wax ni man de xaw ma ban sàmm moo leb. waaye Ismaël ma dellusiwaat tuuti si yow yaay président national. ay voilà léegi yow kii Fonstab xaalis bi ñu say joxe ak xaalis yi ñu tudd mais xanaa au moins daanu établir liste ñi nga xam ni ñoo si bénéficier pour yéen itam ngeen xam également ñii ñoo jël ak yu demee noonu. man ci conseil d'orientation bi laa bokk waaye li dal kii moo ma dal xaw ma leen. mais lu tax mais doon ko laaj yéen itam ministre bi wala ñi nga xam ne ñoo joxe yooyu. non c'est que gis nga Matar. man dama bëgg même wax ji ñu delloosi ko ci gis nga ñun bu fekkee ñun éleveurs yi ñoo moom fond bi jar naa càmbaraat ñu toogaat ñu waxtaanee ko ñu seet naka la war a mel nan la ñu ko war a organiser bu jaree sax mu soppi tur dégg nga mais man wax dëgg yàlla xaw ma kan la ñu lebal. dañu naan rek amee nañu bor mais xaw ma ku ci yore bor fale xaw ma ko man waaw man mii di wax comme li daal kii man tam mosuma leb xaalis pour def opération tabaski c'est que gis nga comme ñii tey ñii am nañu possibilité def opération tabaski te duñu laal alalu kenn parce que kii tey bu demoon laaj 500 xar wala 400 wala 200 ci benn opérateur boo xam ne bii yor naa ko mun na ko dajale mu jaay fay bu jëkk nit ñi daawuñu daan def banque da nga doon dajale sa yëkka nga war a dem màkk nga jox ko benn julu mu dem jaay nga ne ko yoreel ma xaalis bi ba tel date ma nga ñëw ma versé xam nga. te opération lebale tey naka la demee Fonstab boobu tey jii kan mooy lebale ak ñan ñooy est-ce que am na commission boo xam ne dañ fay jaar wala banque mu si dugg naka lay demee. xam nga naka lay demee dafay am sélection au niveau département ñu waxtaanee ko fa ñu nangu ñooñu ñu agréé ñu ne ñi d'accord nañu ci diw xam nañ ko su paree foofu gis nañu ne ñii baax na
yaakaar nañu ne ñii war nañ leen mën a financer bu ñu financer danañ leen fay su paree nag mu yëg bu demee nag benn commission technique la ñu koy jox ñooy agréé man nekkuma fa kii nekku fa ay borom xam-xam ñoo fa nekk. borom xam-xam yu mel nan commission technique bi ay experts ñoo fa nekk rek xaw ma noonu lañ leen tuddee daal foofu daal moom mënuma ci sori man. ay banquier nañu dem ba naan foofu am la xam-xam commission bi ñan ñoo si bokk ak ñu si bokkul. man mi boo gisee ministère de finance ñëw toog ma koy laaj loolu damaa ci xamul dara xam nga boo xamul dara ngay dégg ñu koy teg sa seen ndodd. sabu keroog man damaa. waaw moom lu mu la tontu bi nga ko laajee. man li tontu wu ñu ma dara de. ministre des finances bi nga ko laajee waxu la dara. waxuma dara de. waxuma dara de damaa jox bi ma jógee dama leen di ne man ngeen di ngeen di wax lu toll na ci juróom benn téeméeri éleveurs ñu ngi fi yor ay bor te éleveurs yooyu bu ñu leen di waxee diggante ay Cambérène ak ay Parcelles Assainies ñooñu man sàmm yooyu mënuma leen garanti man bi ma waxee dama leen di ne nañ ñu defal liste ñu xam ban éleveur ñoo yoral nguur bi xaalis sax man xaw ma benn éleveur bu yoral nguur mi xaalis sax xaw ma benn éleveur buy leb xaw ma ko. commission bi tam xamoo. xaw ma ci benn commission xaw ma ci benn commission ñoo si toog ak ministère des finances. élevage. xaw ma ci benn commission. saba tey Ismaïla am na lu mu fi leeral tey lu jara leeral saba ñun Ismaïla bi toog dañu doon yaakaar ne moom sax ci biir la bokk. moom ci biir la bokk lañ li mu leeral tey ci rajo la wax. ñun dañu doon yaakaar sax moom ci ñi nga xam ne xam nañu xaalis bi fu muy dugg ci la bokk. kon ko tax na ci rajo mu ne xamu ci dara kon kay mbir yi ñun xamuñ ci dara. xamuñ ci dara xam nga loolu lay wax tout le temps xam nga am na benn émission bi ñu may invité woon wax naa leen loolu wax naa leen li mel na ripaas li mel na xaalis bi ñuy leble nañu bay leble ripaas bi nañ koy bay nañ ut beleen solution. nañu ut solution nan la ñu def leen xam ne lii ñu ubbi ay usine aliment de bétail ñuy ak foo toll rek nga mën a jënd aliment kon nag leen xam ne nga jël 3 milliards nga jënd ko aliment de bétail même pas une semaine mu jeex léegi ba ñu ubbi woon ay usine kenn ku ne foo toll nga jënd saa ba tey boo xoolee bu dee kii bi aliment bi bu dee 100 la 70% yëpp mu ngi jóge Burkina ak Mali pour lan mënuñ ko defar fii comme ni Mali ak Mauritanie defar Mauritanie ak Burkina loolu c'est que càmm bi dafa bari problème man loolu lay wax gis nga li ma ci dolli mooy ni ñu organiser tabaski ak journée de l'élevage nañu organiser noonu tabaski bi astaghfirullah càmm bi bañ ko organiser noonu càmm bi dootuñu jéggaane sax xar dootuñu jéggaane si xar ñaata ay 200 000 na wax 200 000 tête 200 000 loolu am na war na am Sénégal buñ ko toppatoo gis nga ren at yee ñuy passé yëpp de xanaa am na lu gën a yomb ren campagne amul campagne vaccination amul ren loolu mu tekki campagne dafa doon am chaque année doo amul yéen waaw léegi daan ñëw si loolu nu bàyyi Ismaïla bu bëggoon ñu intervenir sànq Ismaïla am nga loolu doon wax defe naa bi ñu dee wax affaire commission yi naka lañ siégé ak yu demee xam nga dafa ci am loo xam ne soo ma mayee ma mun ci koo développer pour leeral waaw mais da ngay tënkaale quoi ndax question temps ay demoon gis nga boo seetoo discours Burkina Faso président de la République dafa wax ne dafa bugg a ñu relancer agriculture ak élevage relancer boobu nag dafa am lu mu laaj parce que nag gis nga kii tamit bi muy soog a ñëw ba léegi toogagul comme nu mu waree parce que bi mu ñëwee bale du woon ci budget mois d'avril la egsi loolu bokkul ci budget décembre la wote budget pour war koo exécuter affaire mbas mi ñëw léegi nag comme li dem naar wax ci affaire aliment de bétail bi man bu ma sañoon FONSTAB bi aliment de bétail bi lii yëpp dañu koy seetaat après bu ñu ko seetaatee nag ñu xool fi mu nekk nii nag li nga xam ne relance bi ñu war a def yan yoon la ñu war a jaar. kenn mos ko évaluer bon. kan. FONSTAB yeeg yooyu kenn mos ko évaluer ak aliment de bétail yeeg yooyu. ñàkkul ñu évaluer ko waaye aussi tamit xam nga. bu ñu non dama neex évaluer ko mooy loo xam ne yéen da ngeen di toog en tant que président national ak ay yooyu. yéen ñëpp ngeen toog la wax man loolu fekke waaw continuer léegi. dégg nga gis nga loolu boo amee li nga xamante ne mu ngi dugg ci aliment bi tey nga xam ne am nañu ko ay fonds dans les départements loolu pour le moment mun a teg ka mu taxaw tabaski bi dafa ñëw mënuñoo bañ a leble ci FONSTAB bi parce que 1 milliard et quelque la ñu ci leble loolu c'est normal
pour appuyer nit ñi nga xam ne war nañu mën a def tabaski bi le reste ñoo ngi ko garder bu lii passé man li may préconiser mooy que ñu fekk nag ñu seet yan yoon la ñu war a mën a jaaraat parce que aliment de bétail bi aussi liggéey bu rafet la ci président liggéey ak ministre bi mais am na ci ñoo xam ñi ni ñu ko doxalee baax na mais am na ci ñoo xam ñi ni ñu ko doxalee baaxul noonu li ñu ci daj ci ay appel dégg nga nangu nañu fale aliment bi maire moo koy jaay fee asa élevage bi nangu na ko ci ñun moom moo koy jaay nee na ci ay borom d'identité la ñu koy jaay dégg nga ñoo indi ay problème yoo xam ni waxtaanee wuñ ko woon. waaw mais ministère lan mooy liggéeyam du fekkee ni ñoo ngi koy woo ak di wootee du noonu mais moom war na ñëw si terrain bi moom tam wala yónnee ay agent nu xool wala mu woote benn daje boo xam ni dañuy remettre les choses en place. gis nga Matar. gars yi du ne de tax xamul tam du sotti de. mais déglu rek Matar ñun ñooy wax boo ñu déglu boo ñu. laajee non damay poser question. waaw boo ma laajee rek man déglu ma wax xam nga ministre président bu jëndee aliment. jox ko ministre aussi dafa am loxo yu mu koy jaare li mu wàcce gis nga problème yi am yépp ci suuf la amee. maa ngi une seconde rek am na ku nekk si ligne bi maa ngi ñëw Ismaïl salaamaaleykum mbokk mi. maaleykum salaam wa rahmatulah sëñ bi ngeen dafay. jàmm rek ñoo ngi sant. sëñ bi na nga tudd ak foo wootee. man de tey lu bëree bëri leer na sama nopp. na nga tudd. gis nga mani sëñ bi na nga tudd ak fooy wootee. man maa ngi wootee ci Kër Massar. noo tudd. waaw maa ngi tudd Medoune Diop. aywa boog Medoune Diop ñoo ngi lay déglu. waaw gis nga état bi li fekk bàyyiwul di joxe xaalisam ñuy dem ci àll bi di jënd jël xar yi ci pël yi. ci loolu tabaski bi mos a jot. pël yi nañ leen bàyyi ci tabaski ak jur gi. bis bu ñu ko yoree billaahi wallaahi taala xar dootul manqué te Sénégal day jëm kanam dañoo xam lan mooy jur ñoom du affaire xaalis moo tax benn sàmm di nekk ci sàmm pël dañoo am amuuru sàmm. boo leen fekkee ci àll bi billaahi wallaahi taala da nga ne ñii lan moo tax sax ñu topp jur gi nii kese te dañuy yor xaalis kenn ëpp leen xaalis da ngay gis pël boo xam ne da yore ay millions topp ay xar ci àll bi ak ki nag yow da nga lii naka la ko nit mën a defee nañu bàyyi ñi nga xam ne ñooy éleveurs yi vrai ñu bàyyi leen jur gi kese mais état bi di génne ay milliards di ko jox ay fonctionnaires ñuy def ay opération di def ay sociétés yoo xam ne dañuy dem di jël xar yi ci àll bi ñëw di ko leble ay prix yoo xam ne loolu moo tax xar seer dem jël xaru 40 000 francs ñëw di ko jox ay 80 loolu moo fi am loolu ba mu duggee ci Sénégal ba tey opération Tabaski ba mu duggee Sénégal ba tey Tabaski ci la yàqoo baa doole gën a sonn mais bu ñu bàyyi woon produit rek comme bu njëkk bu Tabaski jotee ñu tekk seen i xar peinture seen i xar marqué indi jaay ko demaat seen yoon billahi wallahi taala loolu bu amoon rek nga xam ne Sénégal jeex na tàkk problème dootuñu ko am mais ministre bi ci boppam li muy joué moo baaxul day defal ko ay milliards jox ko ay nit moom du ko fa xam mooy waa ji li muy wax ni bor yooyu benn éleveur amul bor ñi amee bor mooy ñi nga xam ne ñoo topp ministre bi waxal ko nekk ay coggumaan loolu kese la man maa ngi leen di ñaanal nag yal na leen yàlla jàppale ñuy waxtaan lu am solo la ñuy wax te li ñuy wax ni seen dëgg la de amul lenn luñ ci wax loo xam ne dañ koo falsifié ñii boo dégloo li ñuy wax rek am na ñu bu ñuy wax ci seen xol lañ ko jële te lu ñu xam la ñoom yorewuñu benn bor yorewuñu ko bor yi ñu ci ñoom état bi ministère bi foofu la bor yi nekk na ko ministère audité xool ñu joxoon ñan la c'est très simple nañu bàyyi affaire courtier yi ñuy def ci affaire jur yi te bàyyi pël yi nañ leen ñoom bëri man mooy wax pël man éleveur laay wax. éleveur waaw ñoom dañ leen ko askan. vraiment ñoom parce que loolu seen baax la jur seen baax la depuis seen i maamante maamam ba tey ñu ba Mali Burkina Mauritanie foo dem loolu mooy seen baaxu maam dañ koy sàmm dañ ciy nekk ba tey am nañu alal ba pare bu leen neex la ñuy toog fa ñu toog mais da nga leen di fekk ci àll bi da nga leen di yërëm sax salaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf Medoune sa intervention boobu Ismaïl. waaw pour jeexal ma ne la aliment de bétail bi lindemee wul ci kaw ci suuf la lindemee am na ay benn yoo xam ni dañuy defe ne seen alalu baay la. mais loolu moom mooy la ñoom ñan nanu ñi nga xam dañ def seen alal baay ak du ñoom du dañ leen ko jox. non dama la ne dëgg waxuma la sànkana da nga ñëw parfois ñu ne la agent élevage bi nangu na ko moo koy jaay day am. waaw mais ñoom tamit jox na leen ko lu tax ñuy bàyyi agent bi di ko nangu. c'est que xam nga état Matar état dafa am nu muy doxee loolu moo tax ma ne la toogaat ñu réglé waat problème aliment bii da cee am solo FONSTAB bi ñu waxtaanee waat ko te loolu moom wóor na ma ne sax mu ngi ci bopp ministre bi ñaar yi moom fokka ñu réglé waat ko li des nag mooy relancer secteur bi fokka ñu relancer bi président wax.
man ba ma ko waxee démb mu ne tokk ci sama nopp dama cee kontaan parce que dama xam ne moo bi mu employé noonu la mooy relancer dégg nga relancer secteur bi dañu ko war a relancer te bu ñu koy relancer aussi mooy kenn ku nee na xam fu mu taxaw fonctionnaire bi xam boppam éleveur bi xam boppam ke nga xam ne da cee bokk it ñu xam da cee bokk dégg nga tey marché à bétail yi pour ñoom na nit ñi liggéey rek di leen jox pour quelle raison ana lan moo tax nit dafa am loo secteur bi dafa am nu mu war a doxee te Samba mii di soog a ñëw nag xam nañ ne amul benn problème xam nga boo seetee même bu fekkee da nga koy calculer Aminata Mbengue def na jéego mais gis nga élevage lekk daal billahi barki Cheikh Saad bu dalu ko 2000 lu yàgga la mais moom laa bëggoon wax lii ñuy wax lii dafa éviter ay conséquences yoo xamante ne yi musiba naaru laay te pour nga régler ko problème la te loolu nag la ñu war a toog léegi ñu attaquer racine bi ñu régler ko une fois pour toutes nga xam ne nag léegi secteur bi dana tegu ci dëgg su ko defee kenn ku nekk xam boppam. Demba Naar Sow li nga xam ne moom la ñu wax léegi nii kooku lu ëpp fukki at a ngi nii ñoo ngi koy waxtaanee te ba tey dara poussé wul ñoo ngi wax ma ñëw ma damay poser question bi ñoo ngi wax relance ëpp na fukki at toujours problème FONSTAB ñoo ngi koy wax ak leneen yéen est-ce que am na ay propositions yoo xam ni tey ji du leen woowee moom ngeen di def pour ñu assainir milieu bi ndax ni ngeen waxee milieu bi dafa jaxasoo kenn xamul kuy éleveur kenn xamul kuy opérateur. xam nga lan moo jaxase affaire bi li koy jaxase élevage dañ ko politiser te éleveurs yi xamuñu woon politique xam nga nit ko xam ne mu ngi jógee ay Ranérou musul ñëw sax Ranérou ci àll lay nekk di yor ay juram xam nga kooku boo ko dugalee ay politique la ñu dugal ci élevage bi politique boobu nag la ñu war a bay gis nga li jóge ci loxo politisé affaire boobu du mës a jaar ci yoon nañu ko xoolaat ñu tegaat ko ci ay loxo yu set comme li Ismaïla wek ñu toog ñu jàmbaraat ko ñu xoolaat fan lañ koy war a jaarale ak fu muy war a jaar xam nga man loolu tout le temps dama koy wax ma ne ripaas bi ñu joxe nañu arrêté ripaas bi nañu bay ripaas bi problème lay yokk président Macky Sall mu ngi bëgg a dimbale sàmm yi mu ngi leen di yërëm mu ngi leen di defal lu ne sax ba ñu ne 2012 ba léegi def na ci élevage lu jege 20 milliards li nga xam ne subvention la ana 20 milliards boobu boo xoolee amul fu muy féete te léegi boo xoolee da ngay ne ay politiciens dañuy taxaw ñi defaat ndere ñu ne sàmm yi ren ripaas bi nga génni moom moo tax jur yi raw te fekk yow benn saaku nga am te benn saaku booba ngay am yow fekk chaque année da ngay jënd 40 tonnes 50 tonnes 60 tonnes léegi ba la nit taxawee politicien taxaw fale mu ne la benn saaku wala ñaari saaku yi ngay am moo rawalee sa jur est-ce que wax boobu du waxu politique xam nga président bi dañ ko waxul dégg ba mu dégg ko ci noppam dafa waxul ak ay éleveurs ay politiciens lay waxal il faut affaire bi ñu leeral ko ba mu leer am na ay techniciens braawam technique am mooy ministère moom du fekkee dafa ni xaalis bi sénégalais ko moom président moom ko du fekkee dafa ni génn naa 5 milliards wala 3 milliards kii nañ ko defee lii jox ministère am waa président xanaa xamoo moom tam dafa war topp ministère am pour xam loolu fu mu dugg ndax kooku xaalisu jàmbur la du xaalisam dafa war topp ministère am pour xool fu mu dugg est-ce que commission taxaw na ak xaalis bi fu mu dem mais kooku président daf ko war xam waaye dañuy toog ba saa dina jikk waaye damay relance mais bala ngay relance lan joxe woon nan xam fu mu dugg te yéen tam loolu du leen laaj yi ngeen xamul leen loolu fu mu dugg xam nga lu tax ñaata éleveur mu nekk ko ci Sénégal bu ñu leen nee jox nañu leen 3 milliards gis nga boo xaajoon éleveurs yi bu dee 3 millions lañ téeméeri junni bi duñu wala téeméeri nit ñi sax duñu jote ci ripaas bi loolu moo tax ma ne la ripaas bi amaluñu benn njëriñ loolu nañu ko saay sa waat ñu defaat ko beneen mbir ñu ubbi ay aliment ay usine aliment de bétail pour éleveur bu ne boo rombee nga jënd ko concurrence bi bare rek kii bi yomb prix bi wàcc mu taar c'est que lan mooy problème politique lañ ci dugal politique bi tant que ñu ngi koy dugal ci élevage bi du mos a avancé loolu tax xar mi di gën di yéeg rek kar yi day gën a yéex ma wax la benn affaire ci affaire xar lu tax xar yi seer nit ñi di ko wax gis nga tey à 99 ma jox la benn exemple man mi dem naa Mali ma yor li nga xam ne nit waru ko sax wax ci rajo ma yor 12 millions ma jënd 558 moutons. gis nga tey loolu boo yorul 60 millions doo ko mën a jënd
99. ah yow noonu nga def ba amee di jënd boon 12 millions loolu yëpp. boobu xar yi xam nga lu mu doon jar. ñetti junni. ah dafa man la xam seeroon. waaw loolu nag mooy indi seeraay xar yi gis nga fi mu nekk nii ça fait 3 ans 4 ans 5 ans gis nga Jolof boo fi gisoon mu yor xaalis ñoom ñëpp a perte bi ñu jeexal ñi ci gën a bari 90% yëpp toog nañ ñi ci gën a bari dem nañu defi leneen loolu moo wax la benn élevage dafa am feebar boo nga xam ne feebar bi nanguñu ko wax feebar boobu nag il faut ñu toogaat ñi wax ko il faut état bi toog ak éleveurs yi ñu waxtaan ci problème élevage ñu bay affaire politiciens yi nekk ci seen diggante ak li nga xam ne am na ci li nga xam ne que ni encore li faut gën a nekk loolu moom a gën a naqari ci élevage mooy am na ñi nga xam ne ñu ngi adressé élevage te duñu ay éleveurs ay homme d'affaires yi nga xam ne da ngay gis rek homme d'affaires nga yeewu nga dem jënd ay nag. waaw ñooñu am nañ ci droit wala am na ci droit. am nañ ci droit kon lu ñooñu dañu yeewu yeneen sàmm yi yeewuñ ci loolu bu dee nit def la gën a yeewu moom tout le temps moom mooy jiriñoo li nga waroon jiriñoo il faut affaire bi il faut ñu pencoo ko de. waaw mais il faut que ñu pencoo ko léegi. waaw Ismaïl man li ma bëgg a dugalaale sa wax rek mooy est-ce que duñ dee jox xaalis dañuy éleveur nañ koy jox indi sa carte éleveur nga wane ni éleveur nga daaw defoon nga bii itam defoon nga bii xam nañ si milieu bi wala tam mën nañ jox rek n'importe qui koo xam ne ku mel ne man am nga xaalis nga ñëw ni dama bëgg jënd tey jaay ay xar jaay. waaw dama bëggoon rebondir d'abord fii te ma doon wax d'abord ci lu gàtt. aywa bokk temps bi liñ dese bari gaaw tuuti. xam nga man li ma lay wax. gis nga techniciens yi jàmbaar lañu. waaye am nañu ay benn yoo xam ni billahi politiciens yi kii di wax moo leen di gën xam nga secteur bi ci gàttal li mu mànkule mooy kilifteef. dégg nga parce que kilifteef mooy ministre. non du kilifteef kilifteef mooy technicien bu nekk ci suuf. waaw bu fekkee booy waxa moom mu ne la man faale wuma ministre sous-préfet mooy sama patron régional mënul yilif départemental mënul yilif agent élevage lu ko neex lay def loolu am na ci ay benn ñi nga xam ne meluñu noonu ñu baal ma bu ñu dee téeméer juróom-ñett fukk yi nit ñu jub la ñu baax lañu mais am nañu ay benn yu mel noonu li ma lay wax nag gis nga bu dee ba ubbee ko lépp dana leer parce que aussi tamit nag secteur ci loolu lay doxan kilifteef dégg nga nit amul couvrir amul dara boo jàddee ci yoon dañ la naan fi nga jaar du noonu nii la dégg nga secteur loolu moo koy doxal waaye du leneen dégg nga ay maslaaki yeneen couvrir ak ay collègue administration nangam ak nanga administration buy am it li koy doxal mooy kilifteef gu tegu ci yoon ñu baal ma ak ci loolu beneen bi nga xam ne wax nga ko sànq ci wàllu leble boo seetee ci texte yi dafa am ñu am prérogative boobu parce que ñoom la ñuy wax ne dañu am xam-xam di évaluer dossier dëkk càmbar di xool dégg nga dëkk tànn ni ñu ko war a tànnee ba ñu naan bii baax na wala bali baaxul beneen bi ñu ciy wax aussi dañuy wax ne loolu c'est secret comme bulletin de salaire la dégg nga nit kii leb na kenn amul droit dem wax ne Ismaïla leb na banque bi yoral naka nangam ak nangam. yooyu la waaye duñ dee joxe yooyu la ñu teg ci loxo nit bi ñu war jox. dégg nga waaye yooyu yëpp bu fekkente ne réforme am na te ñu tegaat ko fi ñu ko war a teg mun na am même bu fekkente ni loolu amul mun nañu am ay réforme yoo xamante ni dana mën a aar li mu kii man de yaakaar naa ne aminte def na jéego wax dëgg yàlla bu rëy sax kii tamit gis naa ni am na piste yu mu élaboré te man jege naa ko xam naa ci dara yooyu nag moom bu ko finalisé leer na ma li am yëpp dana deñ en tout cas man ci noonu laa ko gisee nit nag gis nga booy wax mbul yokki parce que dëgg alalu yàlla la xëy na man ni may agiré léegi daawuma doon waxee noonu mais dama gis luy yàq te luy yàq nag di ñu koy wax balaa muy ëpp loxo. transparence dafa baax si mbir yi du amul transparence du mën continuer surtout loo xam ne encore xaalis réew mi la. waaw mais xam nga xaalis man na xaalis bi sax moo ci gën a tuuti mais gis nga am na loo xamante ne li secteur bi moo ko moom nañu ko càmbar rek ñu joyanti ko mu am kilifteef nit ñi respecté aussi tamit respectante ak éleveurs yi parce que respect mutuel boo amee rek kenn ku ne xam la nga moom nga téye ko na nga ko war a téye
la nga xam ne ñun moo ko moom ñu teeg la ñu bokk ñu ciy waxtaan jàmm am secteur bi dox. voilà ma dellusiwaat si Demba Nar Sow éleveur opérateur économique sànq yaa ngi doon wax mbirum vaccination yi tey jii li ma bëgg laaj ci rapidement ndax temps bi mi ngi bëgg jeex vaccination yi nga ni kenn defu ko def naa daaw nga wax. ren ji mais kooku duñ ko defal lan la mën jur si kii xar yeeg yu demee noonu. mooy xar yi wér. xar yi wér ñu bañ a am na feebar yoo xam ne buñ ci vacciné yul xar yi ak nag yi feebar yi dafa leen di dugg feebar yu bëri loolu moo tax gis nga ren xar yi noonu la ñu dee gis nga booy évaluer li dee boobu ñàkk vaccination bi ci la ak nag yi gis nga loolu géej na fi am ñàkk vaccination ren na xaw ma lan mooy problème bi kenn vacciné wul 2019 la ñu géej a vacciné ren nag vaccination boobu amul sax dañ doon def yeeda bi ñu def bade ñu def ay kii yu bari la ñu doon def léegi ñu ne ren garab bi dafa manqué xaw ma kii bi dafa paan kii bi man li may wax ak encore li may dénk ministère de l'élevage. lan moo paan. mooy machine bi defar garab bi. waaw mais ñàkk vaccination boobu lu muy jur. li muy jur mooy tax nag yi di wér. non duñ ko deful laa wax nag yi lu muy lan ñuy mel. dañu feebar wala dañu feebar de am na ci feebar yoo xam ne bi ñett lañ koy wax am na bi nga xam ne goom sa lañ koy wax am na bi nga xam ne bade lañ koy wax loolu yëpp mu ngi ci feebar nag yi te bu ñu am vacciné wul nag yi loolu mooy am xam nga loolu moo tax sànq am na benn kàddu bi ma waxoon fi ma ne nañu organiser élevage ni ñu organiser tabaski wala ni ñu organiser journée de l'élevage journée de l'élevage nañu organiser noonu kii bi bu ñu ko noonu organiser dootuñ jéggaane ay xar lii dañ ko pencoo ñu xool ñu jàmbaraat affaire kii bi affaire càmm bi fu mu nekk nii dafa cooxe boo xam ne xam nga lan c'est que espace moo amatul ci Sénégal espace bi amatul Sénégal nag il faut ñu xool lan moo koy indi ak lan moo koy faj fi mu nekk nii est-ce que nit mun nañ tey boo xooloon tey ñi nekk dans le département de Podor da nga gis léegi ci nawet bi nit au mois lay nekk kiram yeneen mois yëpp day mànga nekk ci àll bi waaw loolu gaa moom mënul continuer. loolu mënul continuer. yàgg na trop. non du yàggul sax affaire bi ñu ngi commencé 2003 presque. loolu yàgg na trop. waaw 2003 la commencé boobu ba tey mu ngi am. 17 ans te léegi boo xoolee ñi ci gën a bari ñi ci amoon xaalis ñi ci gën a bari yëpp seen xaalis yàqunu ci loolu. tab da nga doon nekk julo nga dem topp sa nag nga bay li nga doon liggéey nga topp nag yi ngay jël sa xaalis di ko jënd ay compte loolu élevage bi fu mu nekk nii dafa am cooxee boo nga xam ne ñun éleveurs yi dañu tiit ci élevage bi te li ñu tiit ci élevage bi encore politiciens yi taxaw di défendre di wax élevage bi mu ngi def ni te dara doxu ci ku la wax ku la wax dox na waxul dëgg. Ismaïla affaire vaccination yi nee na xar yi kenn jur gi kenn maanaam dimbaliwu leen si wàllu wér-gu-yaram. non c'est que xam nga sax man foofu pour man gars yi am nañu ay vétérinaires yu compétent li ñu wax sànq rek foofu la xam nga bu problème boo amee ci yu mel noonu dana am fu dox am fu doxul beneen bi mooy ci wàllu vaccination xam nga jur ak nit moo yem gis nga ren mbas mi ñu bett kenn xamul fu mu jóge dangay jékki-jékki am feebar bu génn mu dal ci fas yi wala mu dal ci béy yi mbaa mu dal ci xar yi mbaa mu dal ci nag yi dégg nga feebar yi nga xam ne xam nañu ko nag yooyu mun nañu ko vacciner yeneen yi nga xam ne nag xamuñu ko aussi tamit yooyu dañuy organiser wu aussi mu bañ leen a bett bon li ñu wax aussi ci vaccin bi Sénégal la ñu koy defaree am na bu ñuy defaree fii aan waxoon nañu ci benn procès boo xam ne bi boobu defaroon na toppatoo woon na machine bi nga xam ne moom moo war a augmenter capacité machine bi pour la muy togg jox Sénégal bay jox sax yeneen réew. mais xaw ma nag wax dëgg yàlla ndax loolu pare na mais loolu gis nga loolu yëpp li ñu wax li ma la wax fii sànq moo ko tënk gis nga am na loo xam ne lii bu ñu ko réglé ba mu ne kocc léppay tegu ci yoon parce que danañu xam kenn ku ne lu mu war a def bu ko defulee ñu ne ko lii waroo ko def waaye suñu bàyyee nit nga am pouvoir ba pare nag ñuy maslaa dangay dugg ci lu su yoon newul mën nga def jéyee sax ñu jiiñ ko keneen loolu dafa baaxul te loolu gis nga loolu dafay décourage ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci biir te ñu am engagement
ñu nekk ay nit ñoo xam ñi nit ñu góorgóorlu lañu. kon man ci côté boobu lii rek laa ciy wax dégg nga Sénégal daal mun na avancer bu baax ci côté jur mais nañu xam ne aussi tamit fokk ñu jël en compte yu bari te yu bari yooyee ñuy jël en compte nag mënuñu fi toog dëkk lim dégg nga mais nañu. waaye finance bokk na si ak tam transparence ak régler yenn affaire xam kan mooy éleveur kan mooy opérateur yooyu yëpp il faut que tam ñu définir ka teg organisation rek si gàttal li ma la wax organisation la rek. organisation nag lee moom mooy fondement bi waaye dafa yomb trop éleveurs yi ñoo amul engagement ñoom ñoo bëggul liggéey nangam ak nangam wala defoon nañu lii assimilation lu essayé nga jiñ ko éleveurs yi lu essayé nga jiñ ko éleveurs yi mais loolu du dox. dañoo toll ci jamono joo xam ne ji foog ka ñu waxante dëgg. évaluer daal si gàttal. Demba Naar nga tëj bokk mbir mi temps bi ñu joxoon jeex na. waaw maa ngi leen di jërëjëfal maa ngi leen di sant di leen gërëm di sant waa Sud FM di sant Ismaïla Sow maa ngi la sant yow Moutar Sall vraiment kontaan nañ ci émission bi sabu am na leen xam ne cukku nga ci sunu feebar bi li ci gën a bari mun na nag am na lu ñu mënoon développé wu ñu noonu lu bari kon émission bi dafa xaw a gàtt doo ci mën a wax lépp sa problème bi dafa bari man daal li may wax Ismaïla bu dee moom ak ministre bi jege nag nañu waxtaan ci problème élevage nañu xool nañu pencoo élevage bi ñu xool nan lañu jàmbarte affaire élevage bi ndax jeggaane li ñu def ñu bay ko ripaas bi ñu joxee ñu bay ko xaalis bi ñu joxee ñu bay ko ñu xool nan la ñu organiser suñu élevage leen xam ne suñu secteur élevage dox comme nu mu war a doxee sénégalais bu ne gis ci boppam man de loolu laa leen di dénk. Ismaïla sa dernier mot. voilà am mbégte bu dee vraiment di wax rek ne fii kiy jeexale man foofu aussi rek lay laal mooy que nañu waxtaan ñi war a waxtaan ñu waxtaan bañ a aussi rek groupe d'une manière boo nga xam ne bii kiy wax jëm fii kiy wax ñu waxtaan rek. da nga wax naa ko sànq li des nag maa ngi leen di gërëm di renouveler vraiment sama remerciement ci Sud FM di la ndokkeel yow mi ñu accordel aussi tamit temps ñu mën a ñëw leeral fi lu bari di baalu ak it ci la nga xam ne man wax naa ko fi su fekkee blessé naa ci kenn mais nag aussi dafa sax ci sama xol te mu nekk ci dëgg ci man am loo xam ne lii aussi gis naa ko te ba ma jiitoo nekk ci kanam am ci expérience may gis di noppi damay yàq te Samba sama rakka la te yàlla même tiim seede na ne Macky Sall bu buggee mu baax benn ci élevage Samba buggaana téeméer mu baax te xam naa it waat naa ko ci yàlla moo ngi ci kon maa ngi koy ndokkeel nag jaar naa ci ak ay jàmbaar fakk tëdd mooy moom Samba di Aminata Mbengue Ndiaye même di Oumou Khayri Gueye Seck doon nañu jàppante waaye am na fu mu baaxee woon mais élevage dafa yàgg a am problème avant 2000 wallahi mbokk te ñu leen di gërëm yéen ñi nga xam yéen a nekk foon fii di suñu gan Assane Thioune moo nekkoon si partie technique bi ñoo tam également nu koy gërëm si wàllu liggéey bi Makhtar Sall moo la doon présenté seen émission bi nga xam ne tey jii mi ngi jublu woon si wàllu élevage di leen bàyyi nag Sud FM bi nga xam ne tey jii ñoom ñoo ngi doon defaat seen anniversaire ñaar fukki at ak juróom-benn dégg nañu ndokkeel yëpp di leen si gërëm également bu baax a baax si seen participation ak témoignage yi nga xam ne defal ngeen que Sud FM ak seen ay kilifa yëpp jërëjëf ñu leen jox dañu incha allah beneen